bëggee di leen siyaar ñëwaat fii nga xam ne moom mooy seen émission Grand Place ginnaaw bi ñu leen nuyoo di ñaan yàlla aussi tamit li nga xam ne moom mooy mois de Ramadan yo li nga xam ne dugg nañ ci yàlla def ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin comme ni ñu koy defee tous les vendredis seen émission bi nga xam ne moom mooy Grand Place nekk émission bi nga xam ne dañuy ñëw ci quartier yi tous les vendredis lay am de 22h jusqu'à 0h di jéggalu aussi tamit bien vrai que on est venu un peu en retard mais dinañ ko dabu ci temps bi di jaajëfal aussi tamit toute la régie depuis sànq ñu ngi ci woon tey ñu am mbégte ak contentement ginnaaw le vendredi passé demoon na fi nga xam ne moom mooy Médina Garage dem ay problème foncier je pense que Louga moom kenn du wax problème Louga te doo tudd ay problème foncier et cette fois-ci ñu ñëw ci benn koñ boo xam ne bokk na ci historique Louga ñëpp xam nañ ko mu nekk koñ boo xam ni bokk na ci koñ yi ñu gën a ràññee muy Njang Bam Mbocc mu nekk koñ boo xam ne bokk na koñ bu ñu gën a ràññee ci koñ yi ñu am mbégte ak contentement dalal suñuy mag dalal suñuy rak dalal suñuy xarit aussi tamit ak suñuy tonton ñuy fas yéene waxtaan li nga xam ne moom mooy ci koñ bi comme ni ñu koy waxee rek à chaque fois Louga dafa bëri ay problème mën na que ce soit problème yi bëri na trop tey fi ñu nekk nii sax soo xoolee say gët fu sori doo gis dara parce que dafa nekk koñ boo xam ni man bokk na koñ ñu gën a lëndëm ci Louga on va essayer de parler ça wax aussi tamit ay problème foncier ci am ak assainissement whatever dañuy ñëw dalal suñu tonton moom ci moom la ñuy débuter mu wax ñu li nga xam ne parce que je pense que avant de débuter li nga xam ne moom mooy l'émission dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy historique gu koñ bi ñu wax ci koñ bi quelques minutes rek pour ñu ñëw na li nga xam ne moom moo ci waxtaan bi tonton ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum salaamaaleykum. ñoo ngi wax mbokk yëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. di leen nuyu di leen ziare. di la dalal bu baax. ak sa mbokk yi nga àndal yëpp ñu waa Louga TV. ak sunu rakk yi toog fii yëpp. ak sunuy mag Mama Fall xale yi toog fii yëpp. te mbirum koñ bi ngi dëkk rek yitteel leen. moom moo waral sunu jotaay bi ñu leen ciy sant bu baax bëgg ñu mayee ñu mën a occasion mën a wax. suñuy bëgg-bëgg. ndax àdduna moom mooy dox. dëkk bi ñëpp ko bokk. dafay am nag loo xam si ni ñun ñëpp fa la ñu dajalee suñuy wërsëg. leen liy teg ci li ñuy wax ab maire yi. yenn yi ab état lay doon muy gouvernement. kenn ku ne séef di fa dem. loolu nag lépp lu fa dem lu ñu war a séddalewaat la. ba kenn jot sa wàll. loolu nag moo war a suñu jotaay bii ni ñu koy wax. li nga waxee ci histoire Njang. Njang Ba Mbodj moom ñi sant Mbodj. seen cosaan ña nga bàyyee ko woon waalo. waaw suñu maam ji ñuy wax Ba Mbodj. Ba Mbodj. Ba ak Mbodj. waaw Ba Mbodj waaw nekk ñaari sant. waaw Ba Mbodj. waaw Ba Mbodj bokkul ak sant bi. bokkul ak sant bi Ba Mbodj moo doon tur bi quoi. waaw moo doon turam waaw. ok waaw moo doon ndax ba ñëw fii. ni ko mag ñi waxee ànd ak ku ñuy wax dammel. nekk fii yàlla def mu doon jàmbaar. bokk ci baraag. baraag nag. moo doon turu buur yi nekk waalo. moo doon seen turu. bi yàlla dafay doxee mu ñëw fii itam nga xam ne ak jàmbaar lu yàgg la ci ñoom. bi yàlla defee loolu nag mu nekk fii wane jàmbaaram googu noonu. ba ay jamono xelam nekk ci wàññeeku waat. bi mu dexee ba li tolloog ñaari kilomètre ci fii nii ñu ci bala nga ak jëleeru fi lañ ko dabe fi la ko dammel dabe mu ni moom du wàññeeku waat waaye nag gannaaw dammel bëgguloon mu dem. mu ne kon léegi da may wutal suuf ngir ma man fee nekk di ci ay liggéey di ci jariñu ak sama njaboot ëllëg yàlla def mu daggal ko fii ci digaloo ak dagaj digaloo ak jëleeru digaloo ak ci leen fii nii ak fii ci Louga ñoo susuñ ci commune bu Louga bi nii ak bëkkamit sàmb muy suuf si yaatoo fa la nekk nag fa la suñuy maam nekk suñuy waajur ba 1960 yàlla dogal am lakk goo xam dafa amoon ku ñuy wax Moustapha Cissé boo nekkoon maire Louga amoon ak mbokk ci waa Njang mu xamal leen bu ngeen li gën mooy ngeen at si ba sës ki dëkk bi ndax yu mel ni su amatee sapeur yooyu yëpp mën a jàppandi ñu leen koy kii fekkoon fii ñu nekk nii fekkoon mu doon tooli maam Cheikh Mbaye mu fekkoon fi sëñ Ibrahima Mbaye mu waxtaan ak moom waa tooli maam Cheikh Mbaye la woon sëñ Ibrahima Mbaye daal di wax ni ab dëkk moo gën a yey ay tool daal leen fii daggal suñu waajur at su fii nii loolu mooy cosaanal dëkk bi fii ci gàttal daal waaw je pense que leer na am na li nga xam ne moom mooy historique bi ginnaaw bi ñu waxee li nga xam ne moom mooy historique yu Njang bi
ban différence tey lañ mën a gis entre Njang ak yeneen quartiers yi parce que tey li ma wax rek suñu xoolee suñuy gët ci kanam dem ci càmmooñ dem ci ndeyjoor dafay nekk loo xam ni dafa lëndëm dafa nuroog Njang bokkul ci commune Louga. waaw loolu de moom xam naa ne daal liñ ci jëkk sant yàlla sax mooy. ndax boo dee xool Njang nii dañoo nekk di ñoo xam si ni xëy na yenn yu bëri. du seen mbir. maanaam bëriwuñ ab jàmbat duñu wax. liñ xam mooy liggéey jaamu yàlla. yor seen bopp nekk ay gor. moom lañ leen nekk ci dëkk bi nii. ci suñuy waajur ak suñuy maam ba loolu képp lañ xam. nga xam ne sax comme ni nga wax ni am na ak wuuti gu bëree bëri ci kii ndax boo dee xool dafay mel ne lay cosaan ci dëkk yi wër Louga nii. nga xam ne famille lay doon bu dëkk. boo xam ni ñu ngi koy sant yàlla bu baax nag nga xam ne yu recruté yu bëree bëri yàlla mi ngi ciy musal. ci xale yi ci yar bi ndax ñëpp a yar. ndax fii ni nii ku génnoon gis sa rak ba sa jarbaat ba moo doon boo gisee lu noonu. yow yaa koy liggéeyante doo xool ci waajuram. ba loolu taxante ji melokaan yu bëree bëri yoo gis yenn koñ du fi am. waaw doo gis kuy jël wala muy soppeeku yi am ci xale yi léegi. yooyu yëpp yàlla def na amu fi. maanaam yar gi la quoi. waaw yar gi waaw ak dëkk ci ak mbokk dëkk famille. moom moo fi am. waaw nga xam ni fii ngay gis nii tey boo dikkoon fi ñoom ñëpp fii la ñu dajaloo nii. waaw fii ñu toog nii xale waaw fii la ñu dajaloo nii. mu nekk melokaan boo xam ne ñu ngi koy sant yàlla bu baax. nga xam ne xamuñu lu dul ku dem liggéey su ngoonee ñu dajaloo fii. ba ci loolu lañ nekk. ba nga xam ne xëy na di yëngu ci wàllu politique ba yeneen ak yeneen. du seen mbir. moom moo waral lii lépp am nii. waaye loolu teewul sànq li ma waxoon sànq nii. ni li jaadu mooy. ki yor yëfi ñëpp. moom moo war a bàyyi xel lu bëree bari. ndax làmp yi mairie moo ko yor. moo koy séddale. kon fii su lëndëmee ñoom lañ koy laaj. te incha allah rabbi loolu moom. dañuy xam ni maanaam weesu na. fi mu toll nii incha allah rabbi ñi xale yëpp nekk seen yitte mooy loolu dañ ciy taxaw. ku ci mën a ànd ak ñun. ba soob yàlla dañ mën a ànd ak dañ ànd ak yow. ku ko deful tamit boo nga xam ni boo nga diglu te xam ni dootuñu tegg suñu tànk ba liñ bëgg li war a am ci dëkk koñ bi yëpp dafa yem incha allah rabbi. ok damay ñëw balaa ci yow sama dernière question laa lay posé avant may ñëwaat fii avant may ñëw fii gis nañ quartier yu ci bëri ci Louga dañuy am ñoo xam ni dañuy am ay ndombal tànk yi nga xam ni que ce soit mu jóge ci maire bi wala ñu bokk ci état mais est-ce que tey ndombal tànk yooyu ñi nga xam ni moom ñooy dëkk Njang am na kenn koo xam ne ñu fiy jógee nga nekk adjoint au maire wala nga nekk conseiller municipal whatever est-ce que am ngeen koo xam ne am seen conseil municipal li ñu leen war a taxawoo fële ca maire bi parce que tey yéen foo xam ne seen kaddu àggu fa conseil de quartier yi ñoom ñoo koy àggale ñi nga xam ne mooy les conseils municipaux est-ce que tey seen kaddu yi parce que tey je pense que lii c'est inadmissible quoi qu'on puisse dire benn quartier bu mel na Njang soo duggee ci quartier yi doo gis maanaam fépp day lëndëm mu nekk loo xam ne nit ñi war nañu ko mën a wax parce que depuis lors dégguñu leen ngeen wax la moo leen tere wax kan moo leen tere wax de un de deux aussi tamit est-ce que tey fi ñuy gars yi di décider foofu noonu am ngeen fa ay ndombal tànk waaw xëy na loolu moom la manqué ci taxawaay am na ay conseil municipal am na fi. am na ci koñ bi nii. chef de quartier am na fi. waaye loolu moom xëy na ñoom la ñuy laaj lan moo tax loolu waaye daal li ma wóor daal mooy incha allah tooguñu fi ngir déngat kenn ba dal ci kaw kenn. waaye daal li war moom loolu la ca manqué. moom loolu lu ñu fa séenee taxaw saafara ko lay doon. waaw ku fa nekkit xëy na te. bu sa taxawaay desee ndax conseil municipal dañ koy fal dañ koy fal loolu nag xëy na buñ ci àggee tamit ku fa nekk bu sa taxawaay desee suñ ci àggaatee ñu seet ni ñuy def ba ban faa yóbbu ñoo xam ne si ni lañ yitteel dañ ko mën a def waaye insha allah rabbi daal dootuñu li ma waxoon sànq ni dootuñu teggit suñu tànk insha allah rabbi waaw ok jërëjëf je pense que ñii seetaan mën nañu woo on est sur Louga TV la première chaîne digitale tey ñu ñëw fi nga xam ne moom mooy Njang Ba Mbodj ñu fas yéene waxtaane ci koñ bi fas yéene waxtaane aussi tamit yàqu-yàqu yu nga xam ne am na fi su ma waxee yàqu-yàqu moom mooy les problèmes parce que problème li muy andi lu bëri ay yàqu-yàqu lay doon jërëjëf sëñ bi damay ñëw fii moo jox sama sëriñ ci koor yi je pense que yow bokk nga ci ñi nga xam ne yéen initié nañ grand place parce que grand place tous les vendredis la dañuy ñëw waxtaan ci koñ bi je pense dama lay bàyyi nga nuyu askan wi nga xam ne ñu ngi seetaan. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ku ci nekk ci turam ak ci santam. di nuyu waa Njang Ba Mbodj gépp
li ko dalee fii ba fa njàng yam di nuyu ñi fi nekk ñëpp ci garam place bi nga xam ne ñun moom fii rek mooy suñu place fii la ñuy nekk ak lu mën a xew ñu ngi fii nga ñu fekk nii fi la ñuy toog fi la ñuy defee lépp luy ñëw fi la ñuy fekk luy demat fi la ñuy bàyyi maam ok yow étant jeune yéen problème ngeen am étant maanaam la jeunesse suñu njàng ban problème la ñuy am pour ci koñ bi jeunesse suñu njàng problème yi ñu am si koñ bi bari na parce que ñi ngi tàmbalee ci wàllum mën naa ko tàmbalee sax ci wàllum ndox maam dara gënta metti ñu yeewu suba teel ñun ñëpp dañuy yee pour ñuy dem di rooti ay ndox dañuy xëy dem di root di wut ndox kenn ku nekk dugg ci kër dem gàddu butéel dem wut ndox dikk andi gis nga guddi gi fi mu ne nii da ngay gis fi mu ne nii yow foo xool doo gis amul lumière day am limite waaw maam tey jii bu sa rakk di génn yaa koy accompagner parce que fi amul lumière amul dara te loolu lépp ñun daal daa mel ne dañoo bokkul si Louga. ok Sikori est-ce que tey du leen ni dàngaltal yéen waa Njang dañ naan waa Njang ay noble lan ñoom dafa bëri nañ xaalis dañoo am ay moodu soxla ñu maire est-ce que du loolu moom moo existé tey ba yenn manquement yi gars yi di leen fàtte. waaw loolu am na ci. loolu nag moom am na ci. maam ndax ñun li ñu war ci suñu bopp. danañ ko def. maam xaaruñu état ci lu bari de. liñ mën tamit. ndax daa am loo xamante ni si ñun mën nañ ko. am loo xam mënuñu ko état moo ko mën. luñ am xaalis wala luñ am doole lu mu mënti doon it. am na loo xam mënuluñ ko suñu bopp. te am na loo xamante ni si ñoom ñu ngi ko yor te ñun ñoo ko moom ak luñ am xaalis ñoom waruñoo xool loolu. ñoom li ñu war a xool mooy ñun liñ moom ñu jox ñu ko. yéen yan jéego ngeen ci def parce que depuis loolu dégguñu leen. parce que gis nañ quartier yëpp di yëngu waa Medina Salaam ñu ngi yëngu waa Medina Garage ñu ngi yëngu mais Njang danoo toog benn coin rek ñoom dégguñu leen ñu wax même comme ni ko oustaz waxee léegi yéen da ngeen a yaru ci yar googu noonu est-ce que yar gu ëpp nii de gars yi di leen di considérer comme nit ñoo xam ne bëgguñu dara. waaw mën naa nekk. mais nag du nekkuñu ay nit ñoo xam bëgguñu dara. maam timide nañ dal nañ. duñ def dara tamit te teguñu ko ci fi ñu ko war a teg. maam foofu nag lañ àgg fi mu ne nii. dañoo àgg fu ñu war a waxee. wala fu ñu war a jëfe te fi mu ne nii moom muy Moustapha Diop muy ku mu mënti doon. képp ku yor mairie Louga fi mu ne nii. ak muy fi ñu toll muy fi ñu jëm. maam liñ moom da nga ñu ko jox wala danañ ñëw jël sil ko. ok nee na ñoom li ñu moom da ngeen leen ko jox wala ñoom foqati ko. au delà de ça yan jéego ngeen teg loo xam ne am na ay mouvement yu fi juddu wala aussi tamit dem ngeen ñu ngeen war a waxal que ce soit mu nekk chef de quartier wala conseil de quartier wala ngeen toog benn coin bëgg koo joobandoo noonu. waaw ñi ngi am ci ñuy liggéey nag. yoo xamante ni si maam mënaguma kaa wax pour muy dem. mais bu weesoo Moustapha Diop moom. ñun mënuñu kaa gis ñun mënuñu koo sax gis. dañoo tàyyi si di ko sax jéem a gis far yàlla. mais am na ñu nekk ci koñ bi bokk APR est-ce que ñooñu dem ngeen leen pour jooytu leen. waaw maam képp koo xamante ni si jàpp nañ ne buñ ñëwee ci yow. danañ ko mën a gis pour suñuy mbir yem dem nañ ci yow. yan réponse ngeen am. tey da ngay dàqante rek. maam doo am dara lu palpable loo xamante ni ci. mais ñooñu ñoo xam ne yéen leen fal instance suñu nekk yéen a tax ñu toog fa est-ce que tey jomb na ni ñooñu ngeen di daw seen gannaaw pour wut loo xam ne yéen a ko moom. waaw ñun loolu ñoom ñoo ko war a jommale seen bopp mais du ñun ñooy xool ni ñoom jomm nañ ko ñoom jommalewuñ seen bopp dara. xam nga bu la ay nit jëlee teg la fi ñu la teg. man pour man Sénégal buñ ci domaine yëpp nag. nit ki buñ koy fal waruñoo xaar kii ñëw. nit ñu fal leen ma. wala ki ñëw soxla nit pour ñu fal ko. maam ñun ñoo war a xool nit ñu jël ko. ci ay jikko ak ci lu mu mënti doon ñu teg ko ni ko yow lañ fal. maam nit kooku dana xam ni nit ñi ñoo ko fal. ba li mu bëgg ci nit ñi mën a am. ok sama dernière question pour yow pour ñu defaat nii mën a dellusiwaat nii moom mooy yéen xam nañ ni Njang am na équipe yu fi nekk équipe nawetaan et da ngeen di mettre des moyens. pour mën a participer ci nawetaan yooyu est-ce que moyens yooyu su ngeen ko jëloon def ko ci biir quartier bi banque seen loxo ci nawetaan bi est-ce que solution bi ngeen di laaj ay maire yooyu da ngeen ko wala état da ngeen ko soxla. waaw moyens yooyu moom maanaam bu dee 50. maam 1 lañ ciy def ci nawetaan li ci des lépp suñ koñ lañ koy def. mais feeñu fi. maanaam nekkul loo xamante ni si luñ def ci ay lampe la ñun ay reboisement dañ ko daan def dañuy defal suñu bopp ay lampe mais lampe day lakk ku nekk xam nañ day lakk chaque année da ngay changer te fi mu ne nii moom ku waxul dëgg ku wax gémmiñ bu waxul dëgg wax fen ku nekk xam na ni réew mi maam xaalis moom amul
muy ñu ko yaakaar ci Ndiang ñu ko yaakaar feneen a ci yam réew mi yëpp ñu ne ñëpp a yam fi mu ne nii nag li nga xamante ni si ñoo ko moom maam bañ manee lañ daan def ñu ngi ko daan def te kenn dégguñu woon buñ ñëwee nag di laaj liñ moom léegi kon war nañoo xam ne am na lu tax jërëjëf Sikori la joxol Mor Ibra Maram Mbodj sama waay la quoi moom sama waay la yàgg nañoo liggéey moom aussi tamit di ko jaajëfal di jaajëfal askan mi nga xam ne ñu ngi seetaan sur Louga TV la première chaîne digitale di jaajëfal ñëpp di leen wax aussi tamit ñu ngi seen émission moom mooy Grand Place tous les vendredis lay am dañuy ñëw dem ci quartier yi toog ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier yi wax problème yu am foofu ñu essayé def li nga xam ne moom mooy solutionné ko moom maa lay siyaar. waaw maa ngi lay siyaar Mika di nuyu assistance bi yëpp. di nuyu sama père yi sama frère yi fi nekk. ak képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyi émission bi sur Louga TV actuellement en direct. waaw di am mbégte loolu ci assister émission bu mel nii. di la féliciter aussi comme ni nga ko waxee yow suma frère nga. yàgg na ça fait plus de 10 ans. ay at ñu ngi liggéey bokk même secteur bi. di sottantee xalaat. ma rafetlu loolu également sa ouverture sa esprit d'ouverture ak xalaat bi nga xalaat ak émission bu mel nii. amal na solo askanu Louga. waaw mais amal na solo surtout jeunesse bi. ok yow nga nekk jeune di yeewu fi nga xam ne moom mooy Ndiang Ba Mbodj ngay dem ci yeneen quartiers yi bon quoi qu'on puisse dire am na différence entre yeneen quartiers yi ak quartier Ndiang Ba Mbodj parce que man tey sama buntu kër soo fa taxawee day leer naa ñu quoi qu'on puisse dire talee jaar sama buntu kër ñu gis Ndiang bokk ci quartier yu gën a populaire ci Louga bokk ci quartier yi nga xam ne gars yi naw nañ leen par rapport ak seen discipline tey ñu gis Ndiang aussi tamit soo fi ñëwee guddi gi nii maanaam da ngay am lu la metti amu leen lampe waree comme si ko ni nga ko waxee léegi pour nga naan sax da ngay jóg dem rawat ci yeneen kër yi pour kër ga mën a am ndox yow loolu noonu nan nga koy dundee. metti na trop te ñaawlu naa ko aussi. ndax quartier bu toll ni Ndiang depuis 1960. ñu implanté wu fii. boo xoolee quartier bi booy topp tali bi da ngay wër quartier bi. boo toppee tali bi. goudron bi. da ngay wër Ndiang mais doo dugg biir Ndiang. et depuis 1960. ça a tellement duré. waaw dafa nekk nag benn problème boo xam ne xëy na boo koy wax sax day mujj soof. parce que problème mu Sénégal gi yëpp la. waaw problème mu politique la bu ñuy duggaat ci gaam boobu rek. dañuy delluwaat toujours à la base. problème mu politique la ñu am. problème mu engagement citoyen la ñu am. mais nag ñu ngi sant yàlla. ci jeunesse bi ñu am. ñu ngi sant yàlla ci kilifa yi ñu am. la jeunesse lougatoise wala la jeunesse de Ndiang Ba Mbodj. damay jël cadre Ndiang. parce que ci Ndiang la ñu nekk. ok waaw man ci Ndiang laay yem. yeman waaw macha allah. gis nañ seen taxawaay. sànq yaa ngi posé Sikori benn question. ci lu ngeen nekk maanaam ci lu ngeen di manifester moom mais Ndiang yarewuñ leen noonu. yarewuñ leen di génn di yëngal di non. mais à l'interne actuellement nii ku yëngal du la xool de. non mais ça fait des années nit ñi ñu ngi yëngal mais amul benn solution. mais am na ñoo xam ne ñu ngi leen solutionné seen i yëngal. non dañu gis yeneen résultats yoo xamante ni bii. ñoom ñoo gën a taxaw ko di yëngal. ok ñu ngi travailler à l'interne. di liggéey loo xamante ni bés bu sottee ñëpp dinañ ci teg seen bët. incha allahu rabbi. te loolu laa gën a yaakaar que ni moo ñu gën a mën a jëmale kanam sax. que di topp ay politique les politiques dafa jot ñu tege leen de côté. parce que ñoom bañ ñu tegee de côté dafa yàgg. waxuñu suñuy wax. bu ñu jógee jël kàddu c'est pour nax nit ñi. mais c'est pas pour dire la vérité. donc ñun amuñu leen lu ñuy xaar ci ñoom li ñuy liggéey nag ñu ngi koy liggéey ci suuf te bés bu sottee rek ñëpp nañ ci teg seen bët incha allah. Mor gis nañ Ndiang bokk na ci aussi tamit gars yi lu ñu leen wax moom mooy respect bi maanaam jeunesse Ndiang dañuy jàppalante dañuy dimbalante. da ngay dem ba ñoom loolu daf ñu dañoo judd fekk ko fi. dañu déggoo da ngay dem ci benn kër boo xam ni amuñu dara beneen kër goo xam ne am na ñoo xam ni ñoo ëppale bi moom mooy lan am na ay modifié jël kër goo xam ni kenn dem fa kaaw jël ko yóbbu kaaw. est-ce que tey loolu noonu suñ ko defoon quartier bi du mën a soqaliku parce que tey bien quoi qu'on puisse dire état daf leen fàtte quoi qu'on puisse dire municipalité bi da leen fàtte. parce que si ko ñu ngi ñëw danañ ñëw ci assainissement yi danañ ñëw aussi tamit ci problème foncier bi dañuy wax li nga xam ne moom mooy éclairage public. amul yenn lampe yoo xam ne dugg na ci quartier bi parce que man li ma lay wax rek sama koñ soo ñëwee dafa leer nañ da ngay soo fa jaaree guddi da ngay nura bëccëg nga fa jaar. ak yeneen i koñ ci yenn koñ yi parce que am na koñ yoo xam ne ay politiciens ñoo fa dëkk. est-ce que tey loolu noonu il n'est pas temps depuis lors maanaam benn bi nu ngeen nekkoon benn. ngeen jógaat comme ni nga ko doon defee au temps ngeen mën a soxla seen koñ parce que je pense que am na yoo xam ne war leen ko mën a xaar ci ñooñu. effectivement dinaa la ci répondre ci ñaar bu njëkk bi mooy ci politiciens yooyu ngay wax. jàpp naa ni Ndiang amul gouvernement bu fi jaar te amuñ fa ay éléments. bu doon ay politiciens yu dëkk ci koñ bi rek. amul gouvernement bu fi jaar. te Ndiang amuñu fa ay représentants.
waaw benn ñaar ba ñett mais du loolu moom mooy ñuy génnee ci problème wu ay affaire assainissement wala ay problème parce que ñoom du seen yitte xamuñu sax luy assainissement tey maa ngi jéggalu mais suñu ay politiciens boo leen tegoon fii nga leen wax assainissement yeneen affaire lañ lay wax xamuñu sax lan mooy assainissement xamuñu lan mooy njëriñu lumière ci biir koñ bi man loolu laa jàpp parce que bu ñu xamoon loolu dinañu bàyyi maanaam duñ fi nekk di lijjanti yeneen détails bàyyi fi ay problème lumière bàyyi fi ay problème goudronné fii parce que pour société bi mën a jóg pour nit ñi mën a di évoluer il faut que ñuy évoluer ci benn cadre boo xamante ne bi boo jógee da ngay gis sa bopp tey benn tali bi ngay jaarale fii nii yokk nga ci économie bi ne serait-ce que benn 2% lumière bi ngay taal fii nii yokk nga ci économie bi ne serait-ce que benn 2% mais loolu nag xalaat moo la koy may mais bu dee da ngay def pour di nax nit ñi da ngay ñëw taal benn lampe ci koñ bi dem sa yoon di xaar élection jot moo tax ñooñu mënuñoo xaar ci ñoom dara mais fii nga xam ni foofu la njang teg seen tànk def ay commission teg di liggéey di xalaat di waxtaan foofu moo ñuy jëmale kanam te man yoon boobu laa gis ni moo ñuy jëmale kanam man gisuma ni ay politiciens dinañ fi régler dara les politiques dafa jot ñu tege leen de côté ñoom buñ ñuy woowati ñun ñëwuñu mais maire day dem de day dem fan mais day dem ci seen dem si jeunes yi demul maire day dem de ñoom bu ñu encaissé seen saldis seen wax ak seen junni déggoo li ma la xam nga dañuy wax dans le cadre du général mais nee naa la njang dañu am benn organisation boo xam ne tey bu ñu toogee ne duñ wuyu benn politicien man gëm naa ni benn jeune du wuyu ji benn politicien jaar nañ fay élection man maa ngi mais la jeunesse c'est minimum quoi dañoo ñuy tuuti booy yëpp kenn amul carte mais booy amul carte seen kër sax baaxul politiciens yëpp jeunes yi la ñu xalaat jeunesse bi mais booy jeunesse bi amuñu carte mais defal wala booy boo ci boo ci xool carte ci gannaaw danaan waa ji warta voté waaw mais yooyu mooy carte d'identité yi mujjee génn mais tamit da ngay jàngat lan moo tax booy amuñu carte d'identité loolu beneen problème la booy du ñoom ñoo décidé bañ a am carte d'identité ça je le dis ñoom ñoo décidé bañ a am carte d'identité lan moo ko waral loolu aussi beneen problème la mais tamit dafa am noo xamante ni bi sànq yaa ko wax respect bi ci njàng lan moo ko waral waaw lan moo waral respect bi ñuy wax ni dañu respecté njàng tey am na loo doon wax sànq ci wàllum comment dirais-je jàppalante bi fi am waaw mais sutura rek moo fi nekk te sutura boobu la ñuy ñaan yàlla mu wëy sutura boobu moom la ñuy ñaan yàlla mu wëy mais les politiques ñoom je leur lance ce message nañ ko dégg ñun soxla wuñ leen xaaruñu leen jarul ñu ñuy woo mais danañ ñëw de nañ ñëw duñ leen wuyu nañ ñëw Fall da ngaa xam sa bopp bañ a xam keneen non mais non fii njàng la on se connaît waaw ñun politique y a des gens qui man damay politique maa ngi nekk mouvement taxaw thème je le déclare mais ay conviction moom moo ma dugal foofu noonu tey ku ma ci toogal boo xamante ni bokkuñu li nga xam ne moom la ñu gëm ci wàllu politique dañ koy tegee de côté mais bu fekkee ni ay intérêt ay comment dirais-je ku ko mbin ñu jële loolu ñun on avance quoi parce que Mika ñun ay jeunes lañ def nañ li ñu war a def jaar nañ fi ñu war a jaar toll fi ñu toll nag war a mën a évoluer donc du ay détails wala ay naxante yooyu noonu moo ñu ciy jëlee quoi. ok merci Mor danaa ñëwaat Jamil maa ngi ñëw ma ñëwaat fii di nuyu sama waa ji juste pour rappeler aussi tamit téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu ngi sur Louga TV la première chaîne digitale ñi nga xam ne moom noonu bëgg noonu woote mën na def 33 935 98 74 33 935 98 74 di bëggee sama waa ji Ngom ñu ngi koy char di bëggee aussi tamit les Sénégalais de l'extérieur les Louga de l'extérieur sama waaj maa ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. maa ngi lay bàyyi nga présenté wu après ñëw ci waxtaan bi. waaw maa ngi tudd Baba Mbodj. dëkk fii si Njang Baba Mbodj. maam Baba ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar baax waaw dama lay nuyu ñaari yoon quoi dama laa nuyu ñaari yoon parce que sama dama amoon benn copain bu tuddoon maam Baba Mbodj. est-ce que ñoo bokk ko doon liggéey dama ko yeewoon quoi. ok yow nga nekk jeune dëkk bi nga xam ne moom mooy Njang je pense que déglu nañ sëñ bi lu wax ak Sikori ak Mor lan nga mën a ajouter par rapport ak seen kàddu. voilà liñ ci mën a ajouter bari na. je pense que danaa résumer tuuti si question yi nga posé. Baye Modou ak yi nga posé Serigne Mor. défendre nañ bu baax quartier bi mais aussi répondre nañ ak beaucoup d'élégance. mais aussi dama la bëgg a wax ni bu ñëpp yamee am ñu gedd seen cër. su fekkee Njang dafay toog chaque jour génn ci mbedd yi di topp cortège yu politiciens yi wala yooyu ku ñu ciy xaar doo ñu ci gis. ma dégg la léegi aussi nga ni bu ngeen demul maire yi dem. je pense que kon xamoo maire Njang. fii nii moom je pense que demal marché Louga. nga xool place yi fa nekk. la plupart waa Njang ñoo ko fa def. te aussi amuñu financement kenn ñoom ñooy dooree ci benn ba mën a àgg fi ñu àgg. te du domaine boobu kese boo demee si domaine religieux. nous sommes les meilleurs partout laa lay wax. jëlal fii nii Kër Serigne Touba résidence bii nii. yàlla na ko yàlla eggale. ak seen liggéey bi ñuy liggéey ci. jamia yi ñu bokk. jëlal daayira Tidiane bi fi nekk. gàmmu Seydi Jamil ñëpp yëg nañ ko.
organisation bi li ci ëpp solo tey presque seen loxo la tege sur la vie sociale aussi dama lay wax ni actuellement koor gi demagul une semaine Njang def nañu seen action sociale entre eux ba pare ñi mën wala boog ku mënul ku nekk génnee nga même bu doon 250 francs pour ñu jàppalantee ko suñu biir pour wax ni la tooguñu di xaar wala boog tooguñu di xaar maire c'est parce que nag boo amee benn autorité yoo xam ni non seulement ñoom dañu absent ci biir ville bi ba pare le représentant je suis désolé de le dire mais le représentant du maire de Louga da ngay toog ak ñoom mais boo paree da ngay wax ni est-ce que man damaa toog ak maire biir Njang wala non les représentants de la du municipalité boo toogee ak ñoom boo paree da ngay wax ni est-ce que les questions yi ma bëggoon am na benn avantage ñu fa demee noonu mais dara da ngay waaru ndax boo toogee ak ñoom da ngay wax ni est-ce que kii moom lañ fi délégué wala qu'est-ce qui se passe comme ni ko sëñ Mor waxee da ngay xam ni du ñun ñoo am problème ndax tamit du forcément nit ki dafa war a jóg dem def politique pour li mu bëgg mën a am chaque maire am nga compétence yoo xam ni moom lañ la jox compétence yooyu yow yaay jóg nga dem nga def li la war Njang moo fi jiitu fuuf côté Ngidi la demal si ginnaaw wetu Ngidi la tey ñaata tali ñoo fa romb demal côté ex ISRA ba foofu nga xool ko ñaata tali ñoo romb foofu boo fa rombee tey da ngay wax ni quartier bii nii ak Njang moom nu mu fa demee noonu man foofu laa dëkk foofu nga tudd man moom ñun nice quoi waaw yéen nice quoi ñun moom xoolal bëccëg guddi gi nii ñun nice quoi comme bëccëg ñun ay lamp yu leer am tali voilà c'est parce que ñi fi nekk dañoo am problème man je sais pas dañu gisul wala lan la fii nii y a beaucoup de choses yoo xam ni Njang def nañ ko mais ma ngi lay dégg nga koy wax léegi ñun du ñoo mën a jóg ni dañuy defar di pavé koñ bi loolu moom c'est pas normal sax ñun ñu war ko mën a def ñun li nu mën mooy xoolal quartier bi kër yi fi nekk gars yi def nañ ci seen yitte macha allah côté yi ñu mën a yëpp nag gars yaa ngi taxawaa mais le problème en est que soo amee autorité yoo xam ne aussi man damay laaj ba xam ñi moom biñ leen di fal gars yi dañ doon nelaw wala lan moo xew mais yéen leen fal non ñun falu ñu leen yéen leen fal non ka moo leen fal kon non mën nañ ko accepter si benn côté mooy bu amee rek non si benn côté lañ koy accepter muy suñ xasee ba fal kenn même bu dee kenn si ñun voté na wala kenn voté wul après mën nañ accepter ni ñoo ko fal mais xam nga ni muy demee avec les élections et je pense que dina changer ndax Louga gii ma gis moom Louga si boppam moo am problème peut-être Njang kaawam dafa gën a garaaw quoi ndax assainissement bi yaa ngi gis koñ bi gis nga ni mu mel koñ bu mel nii amul assainissement ay fosse septique la ñu am ba léegi amuleen assainissement non si deux rues rek la fi jaara est-ce que yéen demande ngeen dem ngeen une fois demande ngeen écrire ñu laaj est-ce que yow seen kër yaa demandé assainissement pour mu mën a aussi parce que su yamee fii war ngeen xam lu tax mu yam fii aussi tamit mais loolu kay ñi ngi def gis nga gars yi toog nii y a un mouvement fii si Njang boo xam ni ça compte des centaines de personnes partout dans le monde presque dëkk yu bari am nañ fa des représentants ñi ngi dajale xaalis ñi ngi def lépp ñi ngi def ay effort ñi ngi jéem a génn mais malheureusement aussi buñ la jàppalewul mënoo am li nga bëgg forcément quand même xam ngeen ni dëkk di demee voilà ok yéen à part mouvement yi ngeen teg wax nga ni amul ngeen am problème assainissement léegi si ko mi ngi ko doon wax muy wax ndox mi aussi tamit problème yi ba nga ko dalee jànkonteel tey wax nga léegi am na ñi nga xam ne moom mooy les représentants de l'autorité c'est qui l'autorité on peut citer le maire mi nga xam ne moom mooy le premier magistrat de la ville est-ce que tey ni ngeen waroon a doxaloon ngeen ko parce que tey ñi nga xam ne administratif li mu xam moom mooy bind parce que problème yi bon en fait à chaque fois yow li ñu waxoon rek moom mooy problème parce que li nga wax ni man xaw ma ko woon assainissement ak su àggu fi wala dafa am fu mu yem est-ce que tey posé ngeen les questions tey lu tax assainissement fi ngeen bëggoon mu àgg fa non xam nga tamit ku nekk yaa am sa benn projet boo xam ne noonu nga koy dérouler su PSE taxawee le président moom mooy wax ni dinaa génnee tant de milliards wala bokk li gën a jàmp muy financement yi DER di ñuy joxe ñoom ñooy wax ni 4000 milliards la ñu génnee dinañ financer tant de jeunes c'est pas forcément jeune bi dafay bëgg dañuy ñëw financer ko pour mu ubbi téléem wala rajoom ñoom ñoo am seen projet buñ koy tëralee bi ñuy ñëw di dugal assainissement ci ñaari mbedd yi woowuñ leen ni leen ñëw leen mbedd bii la ak bii ñun ñoo ko choisir aussi loolu ñoom seen projet de société wala projet de développement du waa koñ bi wala citoyen lambda yi ñooy taxaw di ko tànn quoi merci Baba sa pertinence je pense que papa yow laay joxal micro bi bien vrai que xam nga enclavé wu tuuti mais gars yi dañ lay fekk si dama lay bàyyi nga nuyoo ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi asalaamaaleykum
ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ñu fi ñëw ñëpp kenn ku tur ak santam di leen jaajëfal yéen waa Louga TV ñu ngi leen di ñaanal seen taxawaay vraiment rafet na yàlla yokk leen ah ñi fi ñëw it vraiment ay nit lañ yoo xam si nii comme liñ la wax daanaka wax ji moom benn la mais problème bi mooy ñi nga gis ñu toog fii ñëpp am na ñu leen yilif waaye ñoo xam si daanaka ñoo fi waroon a jiitu parce que bu ñuy wax problème mu quartier ñëpp ci lañ bokk waxuñu dong ñu wax ñi nga xam si ni boo liggéey tey boo jugoon di dem ñu ni la bul dem wala booy wax ñun la bul wax ñi fi ñëw ñëpp dañoo engagé wu rek dikk di wax te li ñuy wax ñëpp ñoo ko bokk daanaka benn wax bi la ah man la ci koñ bi laa dëkk fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa nekk xaw mutul fu dul fii mais bi ma ko déggee léegi laa ko dégg rek ma ni kon damay dem bi ma dogoo ba noppi laa ko dégg mais liñ fi wax lépp mooy li fi ne fii ay gor ñoo fi ne ay nit ñoo fi ne ay jaamukatu yàlla ñoo fi ne ñu doylu ñoo fi ne te gis nga affaire état xamul doylu xamul lii jaamu yàlla li mu xam mooy ku koy toroxal état loolu la xam nit booy wax ak moom danga day yëg day sentir li ngay wax ci moom parce que ñun dem nañ ba ASC bi ñu am fii sax ci loolu la ñuy jàppee mooy koñ bi ñi daal dañu amuñu problème dañoo laabir dañoo baax moo tax toujours li ñuy teg mooy lu ñàkk fayda rek ñu toog te loolu ñun war nañ cee taxaw xam ni ñun am nañ lu ñuy bañ moo tax du ñu gis ci lu ne te nit bu amee lu muy bañ li gën mooy ngay teg ay mbiram ci yoon fii ay nit a fi ne ay gor a fi ne parce que lampe boo gis mu fi tàkk nit a jël xaalisam def ko ci lampe yi moom benn yi ngay gis muy tàkk nit a jël xaalisam engagé wu def ko fi te ñooñu daanaka duñ bëgg sax ku ko wax ndax gore kon nag li nga xam ne mooy li ci am ah man de xawuma kan waaye fu ñu taxaw di wax pour lu baaxal koñ bi man dinaa engagé wu ci loolu jërëjëf papa je pense que am na nga wax léegi damay ciy ñëwaat moom mooy à chaque fois même ASC bi fi nekk sax gars yi dañ naan waa Njang danoo yaru ñu jël lu bon teg leen ko après ñu toog waree ba ñëw nañ ci am na lu nga wax léegi lu toll na Njang tey ñu def grand place maanaam grand place du ko tax a jóg moom mooy quartier bi mën a dem ci kanam est-ce que tey ci représentants yi am na fi ay délégués de quartier wala des personnes yi nga xam ne bokk nañ ci mouvance su ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk pour ñëw ñu ngi leen jàppale ci xeex bi. waaw am na ñoo xam si ni dañuy ne jàppale nii rek bu nit ñi dajalee di wax ñu wan ni ci lañ bokk. mais boo wootee pour ñu wax loo xam si ni du Sénégal gépp dañ koy dégg. du ñu ñëw. te ñoom booy yi nga gis fii ñi nga gis fii ñu ay xale ay nit ñu am gëm-gëm lañ. li ñuy wax lu nekk ci ñoom lañ. parce que gis nga politiciens yi du ma tudd kenn mais nit dikk na fi. ànd feeg ay nit ñu toog bu ñu toogoon luñ bëgg ñu jox leen ko mais dañ leen a yuuxoo parce que bëgguñu ku leen di jox ay xaalis. liñ bëgg mooy ku leen di defaral seen koñ. te dafa jaadu daal ci Njang. actuellement lépp loo xam si nii ñu ngi koy doxal ci yenn quartiers yi ñu def ko fii. te bañ leen a xool rek ci seen toog jàpp seen jàmbur mais lu ñëpp mën nañ ko yor rajo bi wax lu ñaaw def ko. mën nañ ko mais ñoom comme am loo xam si ni ñoom dañ leen ci comme nit ñi xooluñu leen ci. bëgguñu caa dikk tëb rek dugg ci. mais nag lii mooy dañuy wax premier pas. da ngay négocier. mais bu ñu demee ba dugg deuxième pas nag bu soobee yàlla dina demee neneen. mais négocier ngeen wala yéen a ngi négocier. non ñi ngi négocier mooy waxtaan bi. pour bëgg ñu xam ni ñun ñi am nañ lu ñu metti li ñu metti nag vraiment mooy ñun ñëpp ñoo ci bokk benn ñi génn ñëpp benn problème bi la ñu am parce que fii man jàppoon naa ni koñ bi weesu na fii daal. parce que xoola fii lamp amul lii dara yow xam nga yaa ngi koy waxal sa bopp. waaw tey rek nga fi ñëw. dama kaa gis maa ngi gis kay fii dafa lëndëm. kiris waaw fii lëndëm mu mel ne fii. kiris la lëndëm kay. almeer yi sax moo gën a leer fii. non demal yërmande am nay lamp ci biir. waaw lu tax ñun ñu bàyyi ñu nii rek. non xam nga lan la man su ma amoon ku may cité dama koy wax carrément yow. lii defar ko. xoolal koñ bi nga xool li ñu jaada woo nga def ñun duñ ay bàyyi ma rek yu ne ci dëkk bi. ku bëgg mbooloo dikk fi. ku bëgg ñu la accompagner ñu la jàppale nga ñëw fi. te boo amee solo baax wut foo ko yóbbu. demoon nañ fi bi ñuy préparer présidentielle la yaakaar naa. am na ñu fi ñëwoon ñu sànni leen ay xeer. ñu daw. gis nga fii ci koñ bi mais xam nga fu ñuy mujjee ñoom ku fi dugg dañ lay rey.
déet waay papa buy ma ay ray moom am fi quoi. wax ji lay gars yi ko dugg njëkk de la. sori na fi fii. loolu du fan du tax loolu. non parce que li ñu war a am nañ ñu ko jox rek. ñun loolu lañ soxla. ok nee na maanaam li ngeen war a am na leen ko jox si tel n'est pas le cas ku fi ñëw da ngeen leen rey. waaw maa la wax loolu. xanaa koñ bi daa am ay protocole. am na lépp. ok jërëjëf damay balaa ngaa terminer. bon en fait dafa am loo xam ne dama ko gis yow après damay ñëwaat ci imam après ma ñëw ci Jamil koñ bi dama gis découpage u njàng ni ñu ko découpé maanaam da ngay gis benn mbedd nga jubal ba nga yaakaar ne mbedd mi day dem nga jékki-jékki ñu kanamu mbedd moom ñu def fa kër ban problème ngeen am ci découpage bi maanaam découpage bi c'est un peu maanaam par rapport ak yeneen koñ yi kër yi dañoo duggante wala da ngay gis benn mbedd nga topp ko di dem bay waaj a àgg nga gis benn kër taxaw ñu orienté nii ngay jàdd wala ngay jàdd découpage njàng. waaw loolu sax moom amoon nañ ci lu ñu metti torop sax mais xëy na suñu kàddu àggul foofu. am nañ ci lu ñu metti nag ndax suñ buñ sañoon. mbedd mu ne day continuer. waaye xëy na ni muy demee ñun am loo boo ko maîtriser wul doo ci mën a wax. doo ci mën a wax. waaw doo ci mën a wax mais li nga xam ci daal mooy lu ñu soxal. mooy li ñuy wax fii mooy problème assainissement. affaire tali lampe yu leer. waaw yooyu moom vraiment lu ñu yitteel la. seen problème assainissement la. waaw lampe yu leer ak ndox mi tamit nga xam si day coupé. fu heure bu ne ñuy nit ñi di wër yi di ñaani ndox lu ne nga dugg ci fu ne. loolu mu commencé yàgg na. yàgg na presque ay 10 jours wala une semaine mën na ko. ndox amu fi. nit ñaa ngi sonn bëgg a dee woor ba ngoon ngay dugg sa morom na wala may ma ndox. yéen lampe yu njëkk ya sédduwu leen. ma lampe yi fi andi woon moom lampe maire bi lampe yi fi nekkoon daal xam nga ban année la fi ne 1960 ba léegi. laa ilaaha illallaah. defuñu fi dara. boobu tamit yaa sa juddoo ko. nañ ñu dimbali ngir yàlla. 1960 waaw man lampe yi ma mag foofu. merci je pense que dama ñëw ci Jamil Jamil am micro bi je pense que papa li mu wax leer na am micro bi mën na jël bien bi c'est ok Seydina waaw na jël benn rek garaawul quoi alma boobu dama lay bàyyi nga nuyoo yow aussi tamit sama gars yi nga bokk fii bëri naa fi gars yi parce que njàng moom miin naa fi am na ñu fi bokkaloon école waree ba dama lay bàyyi nga nuyoo gars yi seetaan après ñëw ci li nga xam ne moom mooy waxtaan bi. salaamaaleykum. non vas-y. salaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di baalu àq ñëpp ci weeru tedd wi ñu nekk. waaw di ñaan yàlla may ñu. ñaan yàlla may ñu wér ak kàttan bu ñu mën a woore weer bi te mu nangul ñu ko. di rafetlu bu baax teewaayu Louga TV. di rafetlu bu baax suñu copain bi jëm ko ñoo yàgg nekk depuis Sam Djili Mbaye. Sam Alhaji Djili Mbaye. waaye muy waaju baax sax. jaajëf. di damay tooñ de baaxuma de. waaw mooy loolu waaye kii dafa ko baax di rafetlu tamit jotaay bi. di rafetlu ñi ñuy suivre ci internet bi yëpp di rafetlu waaw ñi teew ci jotaay bi yëpp. ok nga nekk jeune juddoo fii nga xam ne moom mooy Njang des fois yow am nga chance génn comme ni nga ko waxee dem ci yeneen quartier yi ban métit ngay am soo ñëwee gisoo sa koñ découpage bi normal soo ñëwee sa koñ gis amuñu ay làmp soo ñëwee sa koñ pour ñu naan dañuy def li nga xam ne moom mooy dem rooti feneen yow étant jeune bi nga xam ne da nga yëngu ci wàllum développement étant jeune bi nga xam ne da ngaa bokk ak say moroomu jeune ci yeneen quartier yi nan nga koy dundee. waaw neexul nag. neexul vraiment parce que bari na fi ñoo xam si léegi li ñuy def mooy monter seen kër pompe. mën a am ndox 24 heures sur 24. am ñoo xam si mën nañoo xëy suba am ndox. am ñoo xam si amuñu sens bi. mën nañoo toog presque journée bi yëpp duñu am ndox. waaw neexul. vraiment neexul en plus danañ toog benn période boo xam si ndox mi dina ñëw normal. mais da ngay toog benn période boo xam si ndox moom am na ñoo xam si. journée bi duñ ko am toute la journée duñ ko am. dañuy xëy suba dañuy dem ci ñun dëkkal la ñuy roote te loolu dafa metti vraiment loolu tamit. waaw ci li ñuy gën a naqari suñ koñ ci la bokk. donte bari na trop. mais problème mu lamp yi maanaam koñ bu lëndëm bii est-ce que am ngeen sécurité qu'il faut. pour que tey ngeen mën a doxal seen activité. waaw ñëpp xam nañ ni fukk lumière amul sécurité amu fa. lumière moom fu amul sécurité amu fa parce que foo xam si tey jii da ngay xool sa bët ba fa mu yem. ba fi mbedd mi yem. di gis foofu kenn du fa def loo xam si tey jii nii nag su dul noonu la. mais tey jii nii fu lumière amul nag moom la yàlla xam doy na. waaw di wax ni kat lu nekk nag am na loo xam si am na ku ko war a gérer. man mënum ma toog defar lampe sama kër. ba pare di defar lampe ci mbedd mi non non c'est impossible wala su ma ko defaree defaraat ko
am na ku nekk am nga loo war a def ñun li ñu war ñu ngi koy def ñu ngi def suñu devoir waaw li nga xam ni nag moo ñu war li nga xam ni moom la ñu état war a defal wala moom la ñu maire war a defal nañu ko defal parce que tamit suñu yëf la suñu alal la ñoo ko moom pourquoi pas ñeneen ñi di ci jot te ñun mënuñ cee jot lan la question boobu laa leen di poser ñoom lu tax ba duñ ñu nañ ñu wax lan la lu tax ñun mënuñ ci jot day na yaru day na yaru non waaw xëy na éducation am na fi éducation am na fi mais tamit éducation bi am na fu mu am tamit parce que tamit dañ naan da ngay maslaa mais kenn du la maasale am na suñ benn mag mu baax ma kii ma Abdou Aziz Dabakh daana ko wax nañuy maslaa mais buñ leen maasale jamais maslaa dañ maslaa nag mais buñ demee ba liggéey incha allahu rabbi nag am na leen loo xam si manqué woon na fi dañ koy wax mooy organisation dafa manqué woon ci koñ bi waaw manqué woon na fi mais léegi am na organisation ñu ngi ciy liggéey yéen a ngi liggéey ci organisation waaw incha allah yan méthode ngeen jël pour koñ bi mën a organiser wu waaw am na loo xam si nag liñ naan boo nee bërit bëgg a dem waaw non gars yi moom duñ la kal soo nee bërët bëgg a dem gars yi dañ lay bàyyi nga dem parce que seen koñ la man ñeme naa fekk seen koñ ngeen koy organiser ma leen ni kal non waxal organisation bi rek pour ñu mën ta pour ñu ñuy seetaan ñu adoré wul mën a adoré du pour yow mais dafa am lu bari lu mu concerné voilà léegi loolu nag organisation boobu noonu ñu ngi ciy liggéey lu yàgg ba léegi xëy na li war a lii tamit loolu ci la bokk ok waaw kay comme li war a lii nii parce que li ke mosu koo gis njàkk non te bu demee ba lii am xëy na organisation boobu moo ko waral te comme que lii am na incha allah dinañ gisaat leneen est-ce que seul maanaam jeunesse bi rek moom moo jóg wala aussi tamit am na ñoo nga xam ne nekk na ci gannaaw jeunesse bi non du jeunesse bi kese du jeunesse bi kese waaw du jeunesse bi kese parce que njàng bientôt danañ ko dégg te danañ ko dégg te kenn du gis politicien te kenn du gis politicien te su boobaa lépp luy dëkk waxuma Louga de mais Sénégal dinañ jël leçon ci njàng ok ci organisation bi ñuy waajal Sénégal parce que base politique dootu am su boobaa politicien dootu am base fan dootu am base fépp ci Sénégal bu ñu jëlee leçon ci njàng amul politicien damay am fii base dootu am te ci incha allah loolu la ñuy liggéey ay waa njàng ay waay grand place bi neex na de mais ñoom organisation bi ñuy waaj a jël suñ ko jëlee Sénégal yëpp danañ xool ci ñoom maanaam base politique jami li nga wax garaaw la de nit nga ko si imagine toi que politicien day dem ci benn koñ kenn rek lay waxal régler problème mu kooku noonu bu régler problème mu leader politicien ba fa nekk jégal micro bi parce que gars yi ñu koy demandé sëñ na micro bi nice waaw jaw ok damay laa wax politicien bu demee koñ ba kenn lay dem wax ak moom jox ko xaalis kooku waxtaan ak waa koñ ba xëy suba defal leen liñ bëgg mais organisation bu amee amootoo kenn koy waxal waa koñ ba ngay waxal te ku wax ak waa koñ ba régler problème mu koñ ba te su boobaa ñooñu bu seen problème réglé woo ku ba képp koo xam si am nga vision da nga xool ci ñooñu ok je m'excuse du terme parce que loolu noonu est-ce que war na mën a ne parce que lu bëri lu yàq ci organisation yi moom mooy défaillance foo gis ci àdduna bëri na ay défaillants yu fay nekk je m'excuse du terme il faut que ñu wax ko quoi grand place la politicien li mu bëgg moom mooy dafay diviser pour mieux régner est-ce que yooyu noonu yéen ak méthodologie bi ngeen xam yéen ngeen koy waaj a jël bàyyi ngeen ci xel si moo tax yàkkamtiwuñ ci dara li ñuy liggéey dañ cee yàkkamtiwul dara mooy liggéey la boo xam si tepp ba moo gën yuréet voilà jërëjëf joxo sama waa ji je pense que li mu wax aussi tamit yàlla na ko yàlla àggale parce que yeneen quartier yi ak yeneen dëkk yi jël ci li nga xam ne moom mooy exemple sëñ maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi dellu ziar bu baax. maa ngi lay bàyyi nga présenté waa après ñëw ci waxtaan bi. waaw salaamaaleykum yéen waa Louga TV ñoo ngi leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant. di rafetlu plateau bi bu baax a baax ak di nuyu mbooleem téléspectateurs yi ñuy seetaan. fépp ci àdduna bi. jërëjëf wax na jërëjëf man maa ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba Mbodj. Cheikh Ahmadou Bamba Mbodj. waaw sëñ bu mag bi ñu ngi lay ziar. ndax nu kazaalik. jërëjëf je pense li fi nit ñi wax yëpp moom mooy benn problème bi la. problème mu njàng moom mooy problème mu assainissement. problème njàng moom mooy problème sécurité parce que su ma waxee sécurité rek lim yeex la moom laay wax problème njàng moom mooy des fois sax pour ñu naan dañuy dem jéggaani wut de ci yeneen koñ yi pour naan yow étant jeune loolu noonu nan nga koy dundee te lan nga koy dundee quoi. waaw comme ni ko gars yi yëpp waxee rek njàng moom daanaka dafa nekk état daf ñëw seetaan. maire bi daanaka moom it daanaka amul benn infrastructure boo fi gis boo xam ne mën nañoo wax ne lii maire ko fi def. te it njàng dafa nekk benn
impact boo xam ne li muy peser si Louga lu rëy la. ndax tey boo xoolee man boo nee commune Louga bii tey. boo nee lieu de vote yi fi nekk boo nee Manar Al Huda ak quartier école Ndiang. ñooy lieu yi gën a mag fii bu centre yi gën a mag waaw centre yi ku ko gagné. yaay gagné mën nga ne man yaay gagné commune Louga bi waaw. te teyit loolu bu ñu xoolee impact boobu ñuy peser si Louga daanaka dañoo toogoon jàpp suñu jàmbur ne pat. noonu ñu continuer woon nag ba ñëpp ku jug fii mu toll ñëw daanaka ñu fàtte ñu si lépp nag. loolu lañ bëgg fas yéene mu dañ ñu taxaw def benn bloc. di yëkkateendoo di tegandoo. fi mu toll problème électricité bi daa gis daanaka fii li gaa yëpp wax rek. lumière bu danga yaa gis dafa lëndëm këriis. fi mu toll boo génnoon tey insécurité totale ngay gis. lu demee nekk assainissement ñaari voie la fi jaar jàll dara amu fi. lu demee nekk éducation bi tamit. éducation bi Ndiang boo xoolee daanaka école Ndiang bi fi nekkee lieu de vote boobu ban année la fi nekkoon depuis 1900 année 60 yi la fi nekkoon ba léegi. booba ba léegi collège wala dara mosuñu ko fay dégg képp ne da ngay génn dem dox lu sore sori. ay CM yaa ngi wax sa camarade de classe yi waay CM El Hadj Djili Mbaye man fa laa jaar. ak seen ay Modou Awa Balla yeneen ak yeneen tey yaakaar naa ne population nombre de personnes yi nekk si fii. waroon nañoo mën a am tey collège. tey district sanitaire waroon na fee mën a am. ak leneen ak leneen. amu leen district. dara amu fi. gars yi pour ñu faju fan la ñuy dem. hôpital dañuy génn dem hôpital Amadou Sakhir Mbaye. dispensaire feneen ak feneen. tey yaakaar naa ne. Louga quartier Ndiang Wambo li muy pesé si dëkk bi. yaakaar naa ne tey bu ñu doon xool li ñu doon sollicité fii bu ñu fi génne woon suñu loxo. lu bëree bëri danañ xam valeur Ndiang dëgg. Imam sëñ bi damay ñëw ci li nga xam ne moom laa posé woon question. comment se fait-il ngeen organiser lu mel nii. est-ce que maanaam communication bi ni mu waroon a demee na fe. ana seen i conseil de quartier ana seen i chef de quartier war a institut est-ce que ñoom ils sont au courant que ni li ngeen di def nii c'est pour juste pour le bien-être du quartier Ndiang. waaw ñun chef de quartier yi wax dëgg yàlla ñi fi jotoon a jaar wax dëgg yàlla ay représentants yu baax lañu woon. ku demee nag ndem si yàlla Pape Malick Thiara Mbodj. moo fi nekkoon chef de quartier boo xam ne fépp dañ ko respecté woon bu baax a baax. di ñaanal tamit suñu grand frère Maodo Mbodj. wax dëgg yàlla noonu la fi nekkee woon moom it. bon biñ fi changé yàggul teg nañ fi Modou Gouna moom it mi ngi def ay jéego mi ngi def lu kéem kàttanam. mais comme que ni ñu jàppee woon Ndiang rek. daanaka noonu lañ ko jàppee ba léegi. mais tax léegi ñun ñi fi nekk nag ñun ñëpp dañ def benn bloc. def suñu association bu dëgër. fas yéene togg li ñuy togg si biir ba bis bu ñu jugaatee lépp luñ bëgg danañ taxawal suñu bopp képp ku ñu soxla yaa ñu soxla ñëw fekk si ñu mais pas ñuy dem di fekk kenn. te lu demee nag quartier Ndiang ni ñu ko def tamit dafa li ñuy wax ay saay-saay léeg-léeg bu ñu la jiitee day doy waar. da ngay xool école Ndiang bi. lieu de vote bi. da ngay gis ñoo xam ne ay habitants fii lañ dëkk si quartier Ndiang baa mu leen mais am na lu ñuy dute wala dara dañ leen di jël changé leen yóbbu leen si beneen quartier yoo xam ne dañuy dëkk Ndiang ñu leen tey fu ñuy voté ji ñu yóbbu leen ñu leen sanc bu sud wala tey nga dëkk Ndiang ñu defal ñu ne tey midi école Ndiang fële franco arabe te loolu lépp ay mélange yu ñu def la ndax fii boo ne école Ndiang fii rek lañ la indi mais tey boo ne école Ndiang tey dañ ne boo ñëwee fii ba ne école Ndiang ñu ne la fii mooy école Ndiang mais sanc ba noor lañ ko def léegi fële lañ ko def Medina franco arabe lañ def école Ndiang mu wër na mélange yooyu yëpp ñuy jaxase si biir loolu lépp nag ñun ñoo ne woon pat toog mais loolu lépp danañ xeex tey fexe ba mu taxawaat si yoon yu ñu ko war a teg ñu bokk liggéey suñu dëkk bi mu jëm kanam. ok est-ce que seen problème yooyu aussi tamit les autorités sont au courant je pense que tey su ngeen nekkee ci koñ bi am ay problème su ko autorités yi yëgul rek je pense que ñoom du ñu am solution est-ce que fi ngeen waroon a jaar ngeen fa pour ñu moom ñoom ñu xam seeni problème parce que am sama problème toog suñu koñ di ko waxtaanee kenn bañ koo xam wara ba est-ce que fi ngeen waroon a jaar wala am nga ñoo xam ni yabal ngeen leen pour que tey ñu mën a solutionner seeni problème. waaw suñuy problème ñoo ngi jaar fi ñu war a jaar ñoo ngi dox fi ñu war a def mais fii li ñuy wax maire bi Louga. Moustapha Diop ñun mënuñu koo gis. da nga fi jógee dem ñu ne la maire bi mënoo fee nag audience la mën a am wala dara te boo àggee ñu lay recevoir li ñu waxee rek daanaka boo toogee ak ñoom da ngay mujj xeeb sa bopp. wala nga xeeb dëkk bi. ña lay toog duñ la wax dara lu tënk luñ mën a respecté lu concret waaw lu concret ba constitution nii lay def day wiir ak yow day dem ak dikk rek waaw te loolu nag moom ay magi jëm ay kilifa lañ comme nit ñoo xam ne Ndiang ñu am fulla am fayda ñoo fi nekk duñ topp si ginnaaw kenn nag di dem maire yi beeg ñi fi nekk yëpp muy Moustapha Diop di keneen ñun ñëpp gis nga kenn mënu fee ñëw teg fi sa tànk yaakaar na yow dañuy topp si beneen quartier bu mu dem yaa gis dañ koy mbooloo koy dar daanaka dañu am problème sax gis ko mais fii su ma juumul defe naa Mor Marema mi fekkee na ko bi élection bi fi ñëw bi mu ñëwee toog ki dana xoolal Moustapha di fii de wax dëgg yàlla ñi ay référence lañ fépp fu mu dem dañ koy
topp ba nga ne ma booy loolu mais fii am nañ fulla am fayda am seen dignité bopp joo xam ne ku leen jàpp ñu jàpp la ku leen bàyyi nag ñu téye seen bopp xam ne fi mu toll bientôt élection yaa ngi ñëw kenn ku bopp danañ def suñu association danañ togg lu dëgër teg ko te li la Jamil wax lu mën a bàyyi xel la ndax ëllëg ak si biir mën nañoo dem ba si kanam bu ñëpp defee référence yi ñu xool ne ñii kat ñi ngi liggéey seen dëkk te ñi ngi am fulla am fayda ñi ngi def bu boobaa benn politicien dootuñu sonal. jërëjëf c'est Ahmadou Bamba. Je pense que li mu wax leer na di jaajëfal téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi seen Louga TV la première chaîne digitale wax aussi tamit ñu ngi si émission bi nga xam ne moom mooy Grand Place la waaw Grand Place la dañuy waxtaanee li nga xam ne imaam ñëwaat ci yow sama gars yi maa ngi ñëw léegi parce que damaa am lu ma bañ mu raw ma dañuy waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy foncier suñu waxee ci foncier moom mooy découpage bi wax naa ci léegi yow war nga cee mën a ñëw ak je pense que yéen njàng amu leen problème foncier comme ni koy yenn quartier yi amee maanaam gars yi fekk terrain yi di dagg di dóor gars yi fekk ci espace public di dagg di dóor je pense que yéen waa njàng amu leen problème yooyu. waaw loolu moo xam naa ne danaa bàyyi xale yi sax après ñu gën cee wax. waaye damay boolewaat tamit ni mbalit mi tamit ci la bokk. ci jafe-jafe yi la bokk xam naa tudduñu ko woon. problème lamp yi ngay waxee bi mu solaire yi bi ñu ko tàmbalee def. yu mujj yii nii. dem nañ ba ci Omar Gueye muy technicien bi nekk maire yi. ànd ak moom ba fii. wan ko mbedd yi yëpp ak ni mu demee noonu. ba mu waxoon ni dana ci taxaw. waaye dem nañ fi ànd ak moom ba fii nii. li Bamba mi waxit ni maire bi tamit ñu ngi fi doon dem maanaam boo dee xool ñi fi nekk ay adjoint maire ñoom ñëpp kenn ko de. toog nañ ak yow wax ak yow jafe-jafe yi fi am yëpp. ba ci problème mu suuf si ngay wax nii. ñoom ñëpp dégg nañ ko. waaye li jafe-jafe bi mooy doo xam lan moo xew ndax daañu wax ak yow wax ju rafet ba nga dem mais après dara doo ko dégg ba Moustapha Diop mi ngay wax Ndiaga Fall mii xam nga njangit am na ñoom ñëpp buñ toogee ci yenn mbir yi. ñun ñëpp ay yem ndax ay nawlu lañ. te tamit xam nañ jikkoy waa njàng. lim man mi ngi ko ci doon def ba ñu toog fii réunion mu jot ko téléphone. wax ak moom. bam ni dana ci taxaw. bu yàggul tamit am na kilifa goo xam ni dem nañ fa mu diggante moom téléphone ne ko dégg naa waa njàng dinaa ko ligganti léegi su noppee daal ci parewaat. loolu moom maanaam ñu xam ko daal li dox biñ ci war a def ñu ngi koy dox. waaye li ñuy jëkk ci suuf si ngay wax nii mooy gis nga mbedd yi ngay wax nii. xam nga lotissement bi fi mu wànjang daam fu ñu jëm am suuf si ki toppaat tool maam Cheikh Mbaye la woon. léegi maam Cheikh Mbaye waa këram ñoo ko lotissé woon. waaye mbedd yooyu ngay wax nag moom ak lu mën a xew rek. daa waroon a sof ci mbedd yi njàng moom loolu te loolu sax moo amoon. loolu moo am. waaye lii mën ngaa da ngay tàmbalee fële compter juróom-benn mbedd. mbedd bu nekk ab kër moo ko coupé. waaw da ngay toog bu yàgg da ngay xalaat bu fekkee ne da ngay xalaat maam Louga dafa amul kenn ku ko yilif ndax ñaare boo demoon tey li ëpp ci ñoom seen centre de lañ fi affecté ñëw fi léegi kooku moom mooy ñëw comme li Moussa wax léegi nii ànd ak kenn koo xam ne waayam lay doon mu daggum mbedd ba foo xam dafa waroon nekk poste de santé ab réserve wala mu nekk war a nekk marché ba mu war a nekk leneen ñu xëy suba def koy kër dagg ko jaay li wër fii lépp noonu lañ ko def mbedd yi nga gis yëpp noonu lañ ko def. te boobu bële mos leen wax. waaw xëy na ñun moom suñu wàll mi ngi doog a jot. te duñ ko bàyyeeti. dañ koy wax ba ñëpp di ko dégg. te beneen bi ko toppaatee beneen taxawaay bi ndax moom xëy na. su dee demeen wala état la. waaye suuf moom it wax dëgg yàlla maire it am na ci wàll. ba secrétaire bii nekk maire mu dikkee. jamono yee passé. doo nañ ci wax ak moom mais doo xam lan moo waral loolu. lu tax maire di seetaan foo xam daa war a nekk ab poste de santé ba leneen. ñu xëy suba dagg ko gis nga teere bii si gannaaw fii nii. waa Njang amoon nañ ci projet boo xam. pour def teere bii si gannaaw fii nii école ci gannaaw nii. amoon nañ projet pour taxawal fi seen bopp poste de santé. ba financement yi yëpp taxaw. dañoo xëy dag koy gën. ñoo ko dagg. moom doo mën a wax. doo mën a wax grand place la. grand place la man seen ma ko soufflé sax ma wax ko. envoyé leen ma ko message. ma wax ko parce que grand place la. lu ñëpp bokk. nga xëy suba gis. maanaam boo xoolee am na benn jardin bu fa nekk. waa Njang ñoo am financement defal ko seen bopp. mais dañoo am na financement boo xam ne
daa war a am poste de santé ak gendarmerie ba fa nekk mais ñu xëy nga xëy suba gis ñu dëgg ko ay kër dëkki ko doo xam lan moo xew ndax dëkk bi ndax maire moom day toog di xoolee noonu rek ñu loo xam ne tax loolu ci loxoy maire la war a nekk maire moo yor marché moo yor école moo yor poste de santé moo ko war a financé di min nag mais doo xam lan moo xew ban xëy suba dagg ko ay kër jaay ko te kër ñëpp ko soxla wax naa la sànq ne la fii ku fi am kër fii nii ñu lépp ci njàng tey ñun ñëpp buñ sañoon dañu dëkk à famille ñi ñëpp ñu ngi ci biir Mboubeen ñi nekk feneen dañ fay jënd ay kër 5 millions 6 millions moom lañ di jënd kër yooyu waaye doo xam léegi profit lu mu fay jariñ koo xam ne bu fekkoon ñu bari ab mbedd ni moo ko lijjanti léegi kooku mooy toog seytaan nga dëgg ab mbedd daf ko kër doo xam lan moo xew gis dëkk bii ngay gis koo xam si Louga koo xam ne xëyul gontul xëy suba tabax kër gu rafet yor oto te ci ay terrain dong lay dagg di jaay ay mbedd jaambur rek ndagg ay mbedd jaambur rek di dëkk barki borom jaari léegi nag biñ ci toppaat mooy problème bi amat mooy ñun wax naa la ñun dañoo dëkkun fii lii tolloog ñaari kilomètre loo xam ne waaw suñuy maam booba loolu moo xewoon ay dammeel moo fi amoon ak i jaraaf ak yeneen dammeel li ñuy wax dammeel njàmbur moo ko mooyoon fii moom tey teg ak fettalam ak jàmbaaram moo tax ñu téye ko fii nii di ko mën a jóge fii di ko mën a jóge may ko fii suuf su baree bari suuf soosu ñun ñii toog fii ñii ñëpp kenn amu fi kër te buñ sañoon nii suñu waajur dëkkee dëkk ci famille doon benn ñun noonu la ñu delloo waat foofu dem dëkkaat fa maanaam mën naa la wax ne la daanaka xaalis boo xam ni moo war a def forage dajal nañ ko ba pare pour def forage fay nañ bornaas ko ba pare lu si ko def ko lépp léegi nag da ci am loo xam ne dafa bokk commune bu Louga am loo xam ne dafa bokk commune bu Ngidi la waaye gis nga Ngidi la par nañ ak moom léegi def fay suñu bornage moo ki des mais li ñu wax ni mais Louga doo xam doo dem nañ fa mais du mairie mun laa teg ci benn yoon bu leer boo xam ne si ni ci ngay tege ba mën a liggéenti ba mën a gët say këyit gis nga fii li ñu fi ñàkk lu fi nekk ci parcelle man na 4000 parcelles yoo xam ne ñàkk nañ ko jën waa njàng waaw ñàkk waaw dañ koy joxe ay nit ñan ñoo koy joxe waaw loolu am na ci loo xam ni Abdoulaye Wade moo defoon décret 2004 may ko fii enseignants yi muy tolloog 3000 parcelles ñoom la ko jox ñu lotisi ko ku dëkk njàng bu fa amee rek daa fekk moom mu nekk ab jàngalekat moom mu am fa kër maanaam fi nga moomoon ñu nangu ko jox ko ñeneen yow soo amee rek ku dëkk njàng cela veut dire que koy dafa fekk nga nekk ak jàngalekat waaw te fii koo fi gis nii ñaare ko maanaam fii ñun am na ci ñun ñi man mii sama baay kër baayam la dëkk maanaam suñu maam moo fi tax soon kër koo fi gis baayam kër baayam la dëkk wala ñi ñëpp seen kër maam moo fi nekk kon suñuy bàyyi sax am na ci waaw koy amuñu kër waxuma laa ñun léegi nag ñooñu liñ fi dese mooy 199 parcelles moom lañ fi desee loolu ngir ñu mën koo régulariser ba jot ko rek jafe-jafe la ci ñun def nañ lu ne maire bi moom wax dëgg yàlla def nañ lu ne pour gis ko kilifa gu ñu xam ni mën ngaa wax ak moom dem nañ fa ñi fi nekkit jéegu moo def toog nañoo ñoom leeral leen lépp mais benn départ mënuñu ko am te itam ñi ngi ciy nekk it nag di ci ronqi 190 yooyu fi des ñu ngi ci commencé ronqiwaat di ko wàññiwaat ñoo koy wàññi nit ñi dëkk bi rek da ngeen di jeexal de waaw non si da ngay wax ñu ne la chef de centre bi moo ko may lan mooy chef de centre dëkk bi dañuy jël mais nan nga jëlee loo xam ne moom moo koy maye quoi saalum la xamuñu Kajooru dëkk xamuñu Bawal waaw xëy suba ñëw ci dëkk bi jël def lu ko neex dem yoonam ñu dëkk bi yëpp di seetaan doo xam doo foo koo dem ci moom mën na laa gindi benn gindi bu leer kenn du la ko def am na ci ñoo xam ne am na ci adjoint maire boo xam ne mu fukk fan ak juróom mi ngi nii ak kilifa di ko wol pour gis ko mënut a fexe ba toog adjoint maire bu dëkk bii nii dëkk la da ngay wax mu bañ koo jël waaw vraiment te wax dëgg yàlla tamit fa maanaam fi ñu jëmit maanaam fi ñu jëm gis nga lii gis nga ñii toog dootuñu génn fii di génn fii ay kër suuf soo xam ne sax maama ko moomoon ba noppi seen suuf maam la du leen ngeen jël ko bu ko ngeen jaay nga fay dem di fa jënd kër 5 millions ñi la koy jaayaat ëllëg 5 millions ko 6 millions loolu moom dootu am suñ bakkan lañ ciy teg insha allah rabbi duñ ci bañ dara kenn li ki des dafa des moom kenn du ko jëlaat dañ koy jël def koy kër dëkk ko te itam dama lay wax muy Ndar di Dakar di Kees ak fu mbóoj fu ma nekk dëkk bokk njëng gii bu sañoon fii lañ ko dëkkaat ñoom ñëpp am nañ fii lañ bëgg ñu am fii kër te ñoom ñëpp bëgg a ñëw dellusiwaat mais au fait dama gisoon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon ci wetu kii bi poste de santé Medina Salaam bi
am na ñu fa dëkkoon mooy marché bi ñooñu bu ñu leen jëlee dañ leen a jël yëkkati leen yóbbu leen ci wetu moom mooy tool bi ñoom foofu noonu ñoom foofu ñooñu ñu yóbbu foofu yéen a ko moomal wala. foofu yëpp ñu maanaam suñu suuf moom lépp ñoo ko moom. maanaam wax naa leen la nan jot ba nan leen def ba jot ci. maanaam mairie moo leen ko jox maanaam mairie moo leen ko jox xam nga léegi moom dëgg la sama suuf moom amatul. ci kaw boo jëlee ay domaine national ak yooyu noonu. maanaam amatul mais nit ku nekk rek. ñun ñoo ñëpp a yem fii ñi fi dëkk ñëpp ci Louga ñu nekk maire rek. ñun ñoo yem ku ne xam ku ne am nga loo xam ni ki sa maam nga ko jëlee woon. léegi nit ki boo dikkee nga xam loolu mu leer la. bu dee da ngay joxe rek. yow jëkkal ci kooku bu noppi. léegi nag boo jëkkee ci moom bu ci keneen xajee tamit jaadu na. nga jël ndax fii li ma la wax sànq sëñ Ibrahima Mbaye moom maam Cheikh Mbaye moo ñu ko jox lu jaadu la pour dëkk gis nga te dama koy wax gis nga njàng gi nii fii boo ko sëñ Ibrahima joxee njàng ba léegi nii. doo mosoo fa gis benn kër boo xam ni suñuy bàyyi kenn mus sa jaay kër. njàng gi kenn raxu leen. kenn mus cee jaay kër kenn mus sa jaay këram. maanaam mus ta am. léegi nag loolu te buñ su waxtaan amee ñu jël lañ soxla. bu ci keneen xajee. nañ ko jox waaye ñun nañ jël suñu wàll ba pare mais lu ëpp 4000 parcelles nga jox ko ay jàmbur yow nga am ci 199 nga ci desee. tolloo nga jot ci mu nekk jafe-jafe. maanaam rafetul. waaw te itam maanaam du kii du sànni xeer ba leneen. waaye maanaam mairie boo ko laajee. boo laajee ab mairie doo xam sax da nga naan ndax léegi. ndax da ngay laaj mairie bi. ngir yow nga am dara ci état bi doon fa ministre ba leneen. waaw da ngay laaj maire bi pour liggante waa dëkk bi seen soxla. doo xam lan moo xew. doo xam lan moo xew. gis nga maire ngir dale bii dafa amuñu fa benn weer motu ko ñu pareeg moom. Idrissa Tall. waaw Idrissa Tall wax dëgg yàlla. mais dem ngeen fa 1 mois mu solutionné leen mu teg leen lu leer te maire Louga nag. la ñu war a fay ñu fay ko mu jeex. fii nag moom du li kii wax ñun ñëpp dem nañ fa ay yoon kenn ku nekk ci ñoom. buñ jàppee ne mën nga koy gis. mën nga ci dara wax toog nañoo ñëw wax la lu leer mais mënu am benn fu la wax loo xam ne. maanaam duñu la wax loo xam ne dañuy wiiri su ko defee sax yow da ngay dem ba xeeb sa bopp. wala nga xeeb leen ñoom aussi tamit. waaw. da ngay doo xam lan moo xew daal. doo xam lan moo xew léegi nag loolu tamit nag duñu bàyyi. dafa des moom commencé nañ koo ronqi waaye bay boo ñu xam ni li Maama Fall wax fii sànq nii. bu la neexee bay boo ñu xañ ñu ko. jërëjëf waaye buñ ñu ko xañee tamit nag. bay boo ñu xamee ñu ñàkk nañ njàng moom. maanaam ñoom ñàkk suñu leen xañee fële ñoom ñàkk nañ. waaw ñàkk nañ ci ay vote quoi. maanaam gis nga jotaay bi ñu toog. maanaam kilifa gu nekk fii ci njàng. maanaam yëngu ko. maanaam organisation bii dafa wax moom moo am léegi. ñoom ñëpp xam nañ li ñuy def li dañuy waxtaan ak ñoom. déggoo ak ñoom. loolu moom bay boo ñu xam ni maanaam jotaay bii ñu def nii kilifa gu fi nekk rek maanaam yëngu ko wax nañu yow ba nga leer certificat bi ngay wax woo nañu ko sànq yëg na ko ñeen ñi fi nekk it xëy na yittee jooy am na paa bu fi nekkoon bu fi dëkkoon koo xam ne moom dafay nekk di moom Ablaye Wade moo fal mu dem ci Ablaye Wade en fait dama ko xam Macky Sall ñëw mu dem ci Macky Sall Abdou Diouf ñoom maanaam nee na moom du opposé wu wax ngeen wax tur bi wala ngeen wax tur bi ngir yàlla moom je pense que waroon na nekk fii moom léegi ci Macky jege na Moustapha Diop mu est-ce que woo ngeen ko waaye wax dëgg yàlla liñ ci mën waaw liñ ci mën mi ngi koy def ci duma leer naa ñi tey itam maanaam wax dëgg yàlla ndax ñëwul moom Ndiaga Fall la tudd Ndiaga Fall wax na dëgg père Ndiaga Fall père ñu ngi lay woo de boole ba père Ndiaga Fall dañ lay wax dëgg daal man maa toog keroog ak ñenn ci ñun ñi mu jot Moustapha Diop téléphone wax ko tamit moom du opposé wu waaw mais nag ak lu mën a xew li am solo rek mooy li am solo rek mooy li waa dëkk bi yittewoo nga ci li nga mën nga ko ci def te mi ngi koy defi nag fii ku fi am yitte soo ko woowee day bu la neexee sax bu ko jox passe taxi lim ci mën dana la ko defal incha allah wax dëgg yàlla ci loolu moom loolu ñu mën a seede ci moom jërëjëf sëñ Mbacké di jaajëfal sama mbokk internet yi Mbodj Sylla tey ñoo ngi ak ñi ngi toj Facebook bi te xam naa tey moom mooy loolu di jaajëfal Ngom Teranga Gora Sylla merci aussi à Talla Mbodj Kébé Lamp Fall Kébé gars yi nga xam ne ñu ngi suivre sur Louga TV sur Facebook di leen jaajëfal di rappeler aussi tamit téléspectateurs yi ñuy seetaan ñu ngi sur Louga TV la première chaîne digitale jox sama waajale soo bañee rek waaw affaire de jeunesse la sinon waaw yow dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy foncier bi dañuy participer gars yi nga xam ne bëgg nañ participer mën nañ def 33 935 98 74 33 935 98 74 di leen rappeler aussi
aussi tamit ñu ngi ci grand place fi nga xam ne moom mooy Njang Bambocc ñi ngi waxtaanee problème li nga xam ne moom mooy problème koñ bi di jaajëfal ñëpp dañuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy léegi lu oustaz wax léegi par rapport ak foncier yi ñëpp Louga comme Louga moom affecté yi ñoo ko yàq affecté yi ñoom ñoo ko yàq quoi qu'on puisse dire da ngay gis nit koo xam ne dañuy ca Kirkoro la dëkk ñu ñëw benn chef de service benn ñu ñëw ñu andi ko fi xamul nu suufee mu daggat ko dogot ko joxe ko te loolu du fi mës a jeex léegi nag am na benn organisation bi nga xam ne yaakaar naa Njang nee nan ñoom suñ ko tegee ñëpp ci ñoom la ñuy inspiré woo dana ne ba benn instant parti politique du amati base ñun loolu la ñuy ñaan je pense que dégg ngeen lu ñëpp wax ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy foncier yéen étant la jeunesse ban méthode ngeen jël pour xeex li nga xam ne moom mooy problème foncier bi nga xam ne Njang am na ko parce que Njang dégg naa sax terrain da ngeen ko jéggaani amatu leen terrain je me rappelle ba doonee xale bu ndaw fii gaz pour amoon na terrain bi fi nekkoon ak yeneen terrain yi nekk fii terrain Braak terrain Jàppo Reva léegi yéen fu ngeen mën a divertir foofu Njang amatul benn terrain yéen fi ban méthode ngeen di jël pour mën a xeex li nga xam ne moom mooy problème mu foncier bi fi am. waaw mais xam nga problème mu foncier bi moom lenn rek moom moo koy xeex. mooy nga jaar ko fi nga ko war a jaar. Serigne Mbacke wax na ko léegi. soo dañu am problème mu benn foo xam ne suñuy tool yi maam la woon. je pense que fii ñu bari jot nañ faa bay. ba nii nawet bu jotee dañ fay bay. mais malheureusement am na lu ñu fa dagg moom la ñuy woowee ZAC bi. jox ko ay enseignants. ñu dem ba ñu nit ñu xam ni lii moom. fi mu jëm baaxul. si la ñu jëlee décision ñu nit wut suñu géomètre privé boo xam ni ñun ñoo décaissé xaalis bu bari fay ko. mu lotiral ñu place boobu noonu. biñ ko lotiré ba pare firnde bi gën a leer sax mooy arbitrage bi nga xam ni moom moo am diggante commune de Louga. ak commune de Ngidila dañu amoon problème de limite. Njang moo réglé problème boobu. ok si problème mu parcelles yooyu ñuy wax. ñun ñoo régler problème bi ndax ñun ñoo am problème xamuñu waa Louga Ngidila mënuñoo gindi compter si fan la limite bi am ñu dem si préfet bi préfet daal di demander préfet bi fi nekkoon à l'époque waaw je sais pas xuma wala mu demander chaque partie mu wut géomètre privé am ñun aussi mu demander ñu wut suñu géomètre pour ñu mën a toog ñu def arbitrage bi document yi mi ngi si ñun kon pour wan ni la du tey la ñu commencé pour bëgg a régler sunu problème mu parcelles yooyu noonu. parcelles yooyu noonu boo fa demee tey. koo xam ni joxoon nañ la autorisation. wala ñu enregistrer la rek yow da ngaa pare pour tabax pour mën a dëkkee foofa. pour wax ni la kon nekkul loo xam ni dañuy wax ni lii dañ ko bëgg suñ toolu maam la non dañ ko doon bay mais malheureusement ñi ngi koy nangu si ñun ba mu des 199. plus de 3000 parcelles. ku ko nangu ba mu des 299 nga war ko mën a bàyyee ak borom. ñun demandé wuñ lu bari. ce qu'on demande mooy nañ ñu teg ci yoon. ñu mën a régulariser parcelle 199 parcelles yooyu. doomi Njang yi mën ko jël mën a dem dëkk ca maa ngi dégg moom mu ni léegi moom maamam moo moomoon fee. kon ñun suñ maamaat moo moomoon fañ dëkk. moom maamam ndax moom bàyyi la si ñun kon sunu maamaat ñun moo moomoon ñoom moom fi ñu dëkk. ñun après ñun fan lañ jëm. te aussi lu mu metti metti maire bu nekk war nga mën a res sa population bi bëgg a dëkk fu ñu mën a dëkk. waa ki ni la fii sama tool la dama fi bëgg a dëkk noo war a def ak moom. yow laa koy laaj nan nga war a def da nga ko war a wax ni carrément kaay ma régulariser la nga dem dëkk. on demande pas grand chose li ñu bëgg mooy ñu jàppale ñu régulariser 199 parcelles. mais des fois du am problème papier parce que des fois lu ci bëri problème foncier Louga moom mooy nit day ñëw. andi la ay papier wala ay papier yu leer ni dan maa jaay yéen loolu mosu leen daal par rapport ak tool yi. la fa am mooy dañu dem borné ba pare. Louga musul borné foofu. li may wax nii lu jar a bàyyi xel la. Louga borné wul suñuy tool ñun. ñun ñoo ko borneel suñu bopp. mais malheureusement jël nañ ci 4 parcelles wala lu ko ëpp. jox ko nit mu ni pour jàkka la. alors que ñun suñu fi ñu nekk ca Njang li nga xam ne d'accord nañ ci ak Idrissa Tall ba nga xam ni ñu ngi enregistré actuellement gars yaa ngi fay trésor am seen parcelle. foofa bàyyi nañ fa place lieu de culte. pour lu ñu fa bëgg a def mën ko fa def. kon léegi nan lañ mën a jëlaate ci biir 4 parcelles yoo xam ne ñoo ko borné ñoom borné wuñ ko bëgg ko jox keneen. mais 4 parcelles yooyu mais gën a jege gën a yaay aussi. 4 parcelles yooyu la ñuy wax pour jàkka la. pour jàkka waaw mais est-ce que def nañ ko jàkka la non dañu nekk actuellement l'affaire est pendante devant la justice. ok li gën a yéeme mooy ñun ñoo ko moom. ñun lañ porter plainte. kan moo joxe parcelles yi. non il paraît que dañ ñuy wax chef de centre moo ko joxe. ay chef de centre ex chef de centre quoi pas actuel bi fi nekk nii. ok loolu la ñuy wax ñoom ñooy seen parcelles yi nga xam yéen ñoo xam ñu jël ko nii pour jàkka la.
waaw mais est-ce que tey loolu am na suivi est-ce que tey ñu ngi ci déggoo ma ni la détournement de situation parce que fii bëri na ay détournement de situation yu fi am soo xoolee la bande verte sanc ba diggante sanc ba noor ba kër Sëñ Baara foofu moom mooy le plus grand arnaque du foncier lougaatois te boobu ba léegi gars yi ñoo tëñoo tëj seen lamine est-ce que tey du doon ba benn instant mu nekk li nga xam ne moom mooy détournement de situation parce que bëri na fi quoi waaw mais ragal nañ ko si mais mënaguñoo xam comme dara nekkagu fa en tout cas loo mën a dégg borne ya fa nekk ñoo ko moom kaka maye fu mu jaar ba génne borne pour mën ko jox man jaaxal na ma kañ ko may aussi ñun ñoo ko jaay kenn ku moom toolam moo ko jaay fenn mu jël ba pare neeti la sa kanam moo ko moom nan lañ lay jaayee fii nga jël sa kanam ni yaaka moom puisque dañ la ko may pour jàkka ak jàkka aussi nit mënoo wax ni dama nit borne këram nit borne àllam ba pare di nekk si problème wu réglé nga xam ne mi ngi yéeg ak a wàcc nga ñëw rek bëgg a joxe foofu noonu pour wàllu jàkka loolu tamit c'est inadmissible li ñuy demander daal bariwul nañ ñu teg si yoon te aussi ñuy wax le maire aussi dañ koy wax parce que loolu moo fi nekk Louga moom jëloon benn Iba Diaw bii teg ko fi moo gënoon quoi Iba Diaw sama jaam la quoi ñu jël ko teg ko Louga moo gënoon ñu bàyyi fi ki fi ne ndax un maire boo xam ne il est toujours absent te presque mais il a ses adjoints quand même mais ses adjoints yàlla na ma yàlla jégal mais koo si toogal après da ngay wax ni kii moom ndekete moo jiite Louga da ngay waaru daal non ñi ñu jiite moom c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi c'est quoi la solution Baba la solution lenn rek la waa Louga bu ëllëgee bu ñuy falati nañuy xool ki ñuy jox seen carte ndax gën a rafet grand boubou wala gën a rëy grand boubou warul tax rek je pense que am na kuy wane Baba posé foofu 33 935 98 74 33 935 98 74 salaamaaleykum allo salaamaaleykum c'est bon Seyna ok ñu waaw continuer voilà li foofu daal ñun daal foofu moom moo nu gën a yitteel suñu wàllum parcelles yooyu noonu jëluñu ko pour def ko lenn lu dul dem dëkk fa ndax c'est à quelques kilomètres de Louga kon nag nañ ñu ci jàppale bu dee le maire mi ngi ñuy dégg wala ses représentants en tout cas def nañ effort yi ñu war a def yëpp ok xaaral jël si la ligne salaamaaleykum allo Seyna dafa lu xees waay allo bàyyil Baba continuer acca Baba continuer ñii xam nga ñi dañoo dof non kii sax Seyna rek moo dof allo yow dofoo de acca continue ce sont les aléas du direct waaw gis nga voilà léegi daal foofu daal ñi ngi interpeller bu baax a baax les autorités yi nga xam ne mën nañ ci dara ñu Baba est-ce que parcelle du jeex Baba man damaa tiit de waaw mais fi mu toll nii comme li ko gars yi waxee dañu pare dañu engagé wu pour mën a taxaw aussi c'est l'heure de la jeunesse actuellement gis nga parcelles yooyu noonu ñi ko doon régler presque tey ñu ci bari dem nañaa fekke wuñ ko pour wax ni la kon tey ñii ñoo fa mën a dëkk xoolal li nekk sa ginnaaw ay jeunes lañ ñoom ñëpp bëgg nañ am fu ñu moom au moins ñun la 4 bornes yi yaa ko moom te comme fee sa tool la woon ñi ngi koy nangu ba mu nar a jeex aussi nañ la ko bàyyee nga def ko kër gën a jege gën a yey aussi surtout voilà damay terminer fuy côté bi ak papa da nga jëlaat je pense que wax nañ ci li nga xam ne ñu essayé récap parce que li ñu dese ci heure bariwul ñu ñëwaat fii pour ñëwaat ci oustaz mu tëjaat je pense que dégg na li nga xam ne moom la nit ñi wax yëpp par rapport ak problème yi nga xam ne koñ bi ñu ngi koy am wax nañ ci comme Baba ni mu terminer rek tool yi nga xam ne moom moo nekkoon suñu toolu maam ñun ñu dem ba benn instant waa dëkk bi wala nit ñi nga xam ne kenn xamul leen suñu waxee maanaam lu yàqu Louga moom mooy à chaque fois chef de centre ak nit ñoo xam ne il ne représente rien du tout da ngay gis benn instant da affecté ngay doon quoi comme puisse dire nañu wax ne affecté ngay doon soo fi ñëw sa benn panca ngay andi ak seen faaru mbaam mën nañ jël ko salaamaaleykum allo oui allo waaw salaamaaleykum waaw sëñ maa lay déglu yaa ngi am jàmm ok moom aussi tamit képp ku ñuy woo bu ñu dégloo ci télé bi da ngay jéem a déglu ci téléphone parce que soo dégloo ci télé bi dafay am retard tuuti da ngay dégloo ci téléphone bi ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy waxtaan Louga lu ko yàq moom mooy les affectés y a des gens yi nga xam ne dañu fi ñëw ñu affecté leen suñuy ñëw débardeur la ñuy andi ak seen penchant mais 2 ans 3 ans la ñuy def yor seen oto bu tooy
tabax seen kër gu rafet te loolu am doo gis benn Louga toog wax ko est-ce que tey jotul nit ñi am maturité xalaat loolu parce que tey dëkk bi yàqu na Louga amatoo fi benn espace boo xam ne jeunes yi ñu ngi fi mën a fowee Louga amatul foo xam ne ay terrain yi nga xam ne jeunes parce que Louga yëpp parce que kenn ku ci nekk je pense que fi nga dëkk war nga faa am mën a am kër mais tey fa nga dëkk da nga fay jël ay sa 5 millions sa 6 millions di jënd terrain est-ce que loolu tamit lu jaadu la. waaw li ñuy wax nii daanaka mooy comme li ñuy kaas rek. parce que problème li koy indi lépp mooy affaire sentiment. affaire sentiment mooy tax léegi li nga war a am doo ko am. te nit bu fekkee da ngaa bëgg li ngay wax mu dégg ko da ngay wax ci sa xol. loo xam si ni population bi ku ko dégg. dina ci am tuuti repère. mais bu ñu li waral ñuy dem di jël suñuy parcelles yoo xam si ni. ay 3000 parcelles ñu di ko jël ci ab nit. ci benn quartier benn koñ. nga xam si ni ña fa dëkk ñëpp 3000 parcelles boo leen bëggoon a jox du ñu am. léegi nga wàññi ca la ñu am 3000 parcelles loolu ku ne xam na ni. ay góor dëgg nga koy def. ñu lay bàyyi lool di sedd. mais lu mën a doon it man xanaa bu ma jëlee sa 100 parcelles sax wala sa 200 parcelles la ca des ma woo la nga ñëw ma defal ay kayit yu wóor. jox la ni la li ci des séddoo leen ko. waaye léegi loolu ñu fa wàcc ñoom dañuy ñëw jëlaat ko. parce que nit ñi gis nga sentiment moom moo yàq réew mi. te nit bu fekkee da ngay wax ak moom da ngay wax ak moom carrément mu xam ne man yow laay waxal. dañ teg leen ni fee teg pour ñuy dimbali askan wi. di xool seen bëgg-bëgg ñu koy def. waaye waxuñu ngay wut sa yëfi bopp boo jekkee dem sa yoon keneen ñëw def noonu. waaw toujours di noote ki amul daal pour toroxal ko rek. te loolu daal du yëfi goro. mais yéen pare ngeen pour jàmbaar loolu pour jàmbaarloo ñoom. non mais comme mooy li ñu la wax rek xam nga am na loo xam si même buñ ko ñàkkee ba te ñi lay jiite ñoom mën nañoo fa ñu war a àgg mënoo faa àgg. li nga mën mooy wax ko fii rek. naqarlu ni lii daal metti nañu. vraiment buñ sañoon du fi am. suñu yëf ñoo ko moom buñ sañoon ñu bàyyi koog ñun. ñii daal man ku leen mënta yokk waroo leen a wàññi. ndax xëccoowun dara. waaye nag li ñu moom ku ñu war nga koo bàyyee ak ñoom. ndax ay gor lañ ay julli lañ. ah li ma la xamal nag mooy ñoom xam nañ lu bari waaye duñu wax lépp. mais nag nit it bu goree nga li xam lii moo ko moom soo ko mënta jàppale nga bàyyi ko yëfu ñii ngay tiim ñii ñëpp ay gor lañ ay nit lañ duñu bëgguñu yëfi kenn xooluñu lu kenn am lu dul lu ñu am seen yëfi bopp luñ moom nag daañ ko toppatoo daañ ko xool. daañ ci def la ñu man wax dëgg yàlla day su ma nekkoon ci état ba nga xam si nii danaa leen mën a jàppale dimbali leen danaa ko def ngir yàlla ak yonent bi. jërëjëf kaddu yi leer na di jaajëfal sama mbokk internet yi gars yi nga xam ne ñu ngi seetaan sur Louga TV la première chaîne digitale merci Khadim Mbodj Sikor yow garaawul quoi yaa ngi tontonte gars yi Moustapha Mbodj gars yi nga xam ne c'est Amar Silla di rappeler aussi tamit. te spectateurs yi ñuy seetaan ñu ngi sur Louga TV la première chaîne digitale ñëw ci li nga xam ne moom mooy GP ñu ñëwaat ci Sikor yi dama lay joxaat kàddu gi yow gars pa bi dox ñëwul non dafa mu ko soxla woon quoi billaahi parce que inoo dafa waroon a am xam nga tey fallait que ñu am kenn koo xam ni bien vrai que mu ngi bokk na ci ñi fi nekk ci APR ñu mën leen wax ñu mën koo dégg ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy wax da nga kaa waroon invité nag waaw dama lay bàyyi waaw nga jël je pense que ñu synthétiser rek ñu synthétiser li gars yi wax nañ ci problème foncier yi yaa ngi doon déglu lépp allo oui salaamaaleykum allo oui sa waay maa lay siyaar naka mu ngir yàlla bu ma wuyoo ci télé bi wuyoo ma ci téléphone bi ngir yàlla sëñ na Sikor yi mooy wax dégg ñu synthétiser li fi gars yi wax yëpp te aussi tamit la nga yaakaar ne suñ ko jëlee tey dinañ am méthode boo xam ne suñ ko utiliser dinañ am gain de cause du ñu bëgg danañ ko am quoi yaa ngi ree rek aca wuy ma yow laay déglu aca bisi bi question bi moo compliqué ñi fi gars yi jot a wax yëpp je pense que dégg nga ko li fi gars yi jot a wax yëpp de wala Sikor yi daw na Mor je pense que sa waay daw na garaawul te moom moo fajar la ma woo quoi garaawul
léegi je pense que ñu synthétiser li fi gars yi jot a wax yëpp te yow loo xam ne yaakaar nga ni suñ ko jëlee méthode boo xam ne suñ ko jëlee dinañ am li nga xam ne moom mooy gain de cause. waaw pour méthode bi. yaakaar naa ni on est déjà sur la bonne voie. commencé nañ ko du tey. xëy na léegi la sax la organisation bi gën a am. mais bu ñuy fàttaliku fii ci ginnaaw tuuti li ko waroon lépp mbalit la woon. fii ci gannaaw fii ci gaar bi. ba jëm ci raay bi nii ba ca gaar dagg nañ ko. lépp mbalit la woon. y a quelqu'un sur la ligne ah. salaamaaleykum allo. xanaa problème retour la am allo. Mor acca vas-y. waaw donc pour un rappel rek quoi. mais bi ñu mbalit boobu demee bay jaaxal. ñu ko ciy sant di ko ci gërëm sëñ Mbacke mi moo dajale xale yi ci koñ bi fii. ñu takku jóg. keroog politiciens yi ñoo mujj ñëw fekk si ñu. pour ñu jëlee fi mbalit bi. ñii indi seen i tracteur ñii indi lu ñu am. mbalit bi jóge fi. donc loolu rek moom moo ñuy permettre ñu avancer mooy li ma doon wax sànq. du ñu xaar kenn. ñoom bu fekkee ni ñun la ñuy xaar ñoom nañ toog. ñun duñ ñëw. mais lu ñu war a def ñun dinañ ko def dinañ organiser suñu cité. lu ñu war ci cité bi. ñu def ko. loolu rek moom mooy synthèse bi quoi. Jamil dégg nga lu gars yi wax dégg nga aussi tamit li Mor wax par rapport ak koñ bi yow yaa fi wax joo xam ne neex na ma trop nee nga tey méthode bi ngeen xam ne jël ngeen ko suñ ko utiliser incha allah su neexee yàlla benn politicien du amati base loolu laa bëgguma benn politicien amati base man. incha allah je te laisse avec la parole nga ñëw ci wax li nga xam ne moom la gars yi wax quoi. waaw bu dee ci côté titre foncier bi moom. yaakaar naa ni li ci ëpp. ci côté organisation bi xëy na base bi loolu ci la bokk. te xëy na li ëppoon ci liñ doon def di mëne combat bi. dañoo jiitaloon suñuy mag. te mag ñi ñoo ci nekkoon di wax te xam nga am na loo xam si kilifa mënu ko. mais am na foo xam si bu demee ba àgg fa. jeune mooy taxaw. te plan A mag moo koy def. mais bu ñu àggee ci plan B. jeune moo koy def. te jeunes yi buñ dikkee wane seen bopp dana xale bu jafe dën waaw leen rek lay jafe mooy xel te xam nañ ni kat te biñ demee mairie wax nañ leen quoi biñ fa demee waxtaan ak ñoom nee nañ leen lépp ci négocier lay démarrer buñ négocier nag dañuy négocier mais buñ demee ba mënatuñoo négocier bañ ne waxta négocier mooy baadoo la boo xam si dem nga ko ak moom négocier ba mënatoo da ngay wane plan B te incha allah plan B bu ñëwee ñoom danañ demander négociation leer na ma oui loolu moom leer na ma salaamaaleykum waaw ñu ngi lay siyaar sëñ bi waaw ban téléphone mooy sonné foofu yow kii Seyna am na téléphone bi sonné foofu de allo sëñ bi ah ok allo allo waaw sëñ ñu ngi lay siyaar lépp jàmm bul déglu ci télé bi s'il vous plaît da ngay déglu ci téléphone bañ a déglu ci télé bi ndax déggante bi mën a neex ma wàññi naa ko Seyna neexul de merci mën lay ñaan nga duggaat 33 935 98 Malick aussi auto école di ko jaajëfal grand moom aussi neen dafa bëgg a dugg mais na mu ngi bëgg a intervenir mais yombul quoi côté la régie s'il vous plaît surtout côté son c'est na li yëg affaire waaye s'il vous plaît gars yi yoo bëgg a dugg Jamil ñu ngi jégalu gars yi ñooy ñu bëgg a participer je pense am na loolu wax lu am solo léegi ñoo bàyyi nga continuer waaw dama doon wax ni ci plan A lañ nekkoon. mooy jiital suñu mag ñu waxtaan def négociation. yaakaar nañ ni en plus. waaw allo oui allo allo. maaleykum salaam sëñ yow la kan fa nga ñuy woowee. yow la kan fa nga ñuy woowee s'il vous plaît. Serigne. Seyna ok merci ñu ngi jégalu ah jéemal tànk baaxul bu leen ko yëkkati aja yox la waa li ma doon waxaat rek li ma jaaraat ci mooy ñun ci plan A lañ nekkoon Seyna te micro bi plan A bi
acca vas-y. waaw doon wax ni ñun ci plan A lañ doon liggéey. ak suñuy papa ak suñuy mag. yaakaar nañ ni képp koo xam si nii adjoint maire lu ko toog nañ waxtaan ak yow. waxtaan nañoo ak yow léegi nag waxtaan boo xam si boo ca pare nañ ca. te kuñ ci dem nag wax lañ ne li la ñu ngi ci plan A. après plan B lañ jëm. ñoom ñëpp nañ loolu. te su boobaa mag ñi dinañ taxaw seetaan jeunesse bi. te nag koo xam si du kat coowee rek yaa quelque chose. boo xam si kenn mosu ko dégg. buñ ko déggee yaa quelque chose. mais je pense du ngeen yàq aussi. su ngeen coowee leen yàq non duñ yàq. mais nag yéen ñii dañ leen a yàq yéen ak ñu leen di yàq. kon duñ yàq mais nag dinañ wane suñu bopp ba ñëpp xam ni yaa quelque chose. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw mi ngi dem kay mi ngi dem de. barki borom Ndiare mi ngi doon dem. acca bi ñii gars yi dañ leen a yeb quoi kon bii. waaw di wax ni tamit ñun moom Louga damaa xamul maire lañ am xaw ma plusieurs de voyageurs lañ yor. waaja waaw ah suñu maire. mais imagine toi que. lu toll ne njàng. ak mooy ni ñu am yëpp ñu ngi koy dépenser pour lan. mooy nu ñu mën a fexe ba toog ak moom. pour régulariser li nga xam ni ñun suñu yëf la. mais ñi ngi def lépp. moom ci boppam xam na loolu mais jéemu ci def benn effort. bon ñu jël kii salaamaaleykum allo. allo. allo oui. allo. allo oui. allo. ça va maa lay dégg yaa ngi may dégg. allo. allo. waaw doo wàññi télé bi s'il vous plaît pour ñu ma déggante bi mën a neex. Seydina télé bi dañuy am habitude Jamil ñu terminer ak yow jëlaat kii vas-y terminer. waaw mairie boo xam si lu toll ne quartier bu toll ne Njang. jéem a def moyen yëpp nag. li naan dafa ko daan wax seen réunion naan taal bu taw a tàkk fu nekk lañ ko uppee. mais def nañ fépp foo xam si mën nañ faa jaar pour accéder ci Moustapha Diop def nañ ko. mënuñu fexe ba toog ak Moustapha Diop. kooku kon bu xëyaatee suba moom nan lay ñëwaatee taxaw ni Njang. est-ce que kooku ngorom dina ko mayaat mu xëyaat suba naan day taxaw Njang wala mu yebal kenn Njang. yaakaar naa ngorom wër ko koo may. plus de 3 mois laa la wax de. ñun waa Njang gépp nag. képp koo xam si yaa ngi dëkk Njang te ñu yaakaar ni wala képp koo xam si waa Njang xam nañ la. ñu yaakaar ni jaay rek yow dinañ mën a dégg ma dara. rien que politique bu jëm ci moom ndax politique. waaw bu yaakaar politique non bu ñu gis. waaw mais nag ñoo moom suñu bopp. nit ki bu ñu xañee boppam bu ñu lebal ker lii lan la woon lii wan lii tere bi la woon. waaw jërëjëf. waaw je pense que aussi tamit dem ngeen comme ni nga waxee dem ngeen ci toog ngeen des adjoints. dëgg la daal ngeen xam ne secrétaire de liggéey mais ba léegi mu ngeen am génn mooy mu nekk loo xam ne amul mu leen wax loo xam ne c'est pas grave. amul yow war a yëkkati boo taalee wala. voilà jërëjëf dëgg la daal. sëñ da ngeen je pense que ci wax li gars waaw des na déglu ko comme que Sikori daw dégg ma daal. gars yi ñu ngi dëgg dëgg yow aussi am na loo xam ne moo ci mën a sànni kàddu sama retour. comme ni ko gars yi waxee rek. seen naa fi ajal ko yaa ko gën a fii la fii la. téléphone su baaxul s'il vous plaît téléphone salaamaaleykum ayo comme ni ko suñu camarade yi waxee rek. noonu la dégg ma dara. mbedd moom dafa continuer woon mais nag dagg nañ ko def ko kër te ñu ko def andamu tey ñi def loolu tamit tey ñoo wëraat feneen ak feneen fépp fu ñu gis buñu taxee ne di dañ koy def espace bi dañ ko soxla wala dara su ëllëgee ñu dagg ko def ko leneen
moo tax war nañoo am suñu fullay bopp am suñu fayday bopp joo xam ne daal war nañoo mën a taxaw bientôt élection yaa ngi ñëw ñu mën a xam lu baax ci defar ñu gérer la je pense que yow am na loo ci mën a sànniwaat pour ñu mën a tàggoo parce que heure bi ñu joxoon dépassé woon nañ ko sax bien vrai que on est venu en retard li ñu fi wax yëpp on va essayer de solutionner parce que solution ci solution yi lañ toll quoi yaakaar nañ nga li nga xam ne yaakaar nga ni tey suñ ko defee tey li ñu bëgg ñun waa population Ndiang Bamba Mbodj li ñu am danañ ko li ñu bëgg danañ ko am. waaw mais solution yi méttiwul quoi. ndax dafa bokk ci seen compétence. benn bi mooy mbalit mi daara ji moom moo organisé wu wut ay charrette yoo xam ni day roñ mbalit bi ñun dañuy fay ba léegi ah. nous sommes xaw ma ban 21e siècle la xaw ma. mais ba léegi ñun dañuy fay chaque maison 1500 francs pour suñ mbalit mën a dem sinon suñ kër yi mooy dépotoir bu mag bi. oto mbalit du fi jaar. dina fi ñëw mais presque benn rue lay jaar ba pare du ñëw presque chaque semaine lay ñëw benn yoon. loolu aussi doyul ndax xam nga fii dootu quartier bu ndaw. non dootu quartier bu ndaw. te aussi gis nañ ni li ñuy wax nii du lu metti quelqu'un boo xam ni mën nga ñëw sa benn meeting wala sa benn rencontre. mën nga débloquer benn somme bu am doole. rien que pour des tissus. s'il vous plaît Seydina doo vérifier sa son bi ah gars yi ñu ngi laaj son wala nice. vas-y voilà sa benn meeting wala sa benn rencontre. nga débloquer xaalis bu bari pour des tissus. xanaa jënd benn oto mbalit boo xam ne bu moderne lay doon warul a të. pour la commune de Louga. Louga rëyul. non Louga rëyul dëkk boo xam ne presque mën nga ko wër ci quelques minutes. mooy Louga kon donc loolu noonu du loo xam ne dafa metti y a des choses yoo xam ni. du nécessité la quoi. du privilège wala bokkul ak ngay kuy demander loo xam ni dafay neex ba mu ëpp. oto buy roñ sa mbalit méttiwul. lampe yuy tàkk sa koñ méttiwul. ak assainissement bi tamit mu gën a daw loolu méttiwul quoi. loolu rek la ñuy demander ñun soxlawuñu ku ñuy seeti nga ñuy yeewi ak paas. soxlawuñu aussi ku ñuy bokkal dara. ce qu'on veut mooy li la war nga def ko. te aussi tamit jërëjëf gàtt na waaye ku deful dara doo ko dégg. malheureusement ñoom dégguñ fi jërëjëf. voilà jërëjëf Baba ñu joxaat imam di jaajëfal Pape Malick auto école nee na on réclame beneen plateau doyul di jaajëfal danañ ñëwaat Mbodj Fara Mbodj Mam Fara Kocc baax ma merci Khadim Mbodj Thiat Mbaye Mor Sarr di wax gars yi Lamp Fall aluminium Anne Maris Khadim Mbodj gars yi ñu ngi doon ñu suivre su Louga TV imam je pense que li ñu fi wax yëpp yow yaa ubbi woon li ci wax yëpp wax nañ ko je pense que c'est juste que pour am ay solution pour Ndiang mën a am li nga xam ne moom mooy liberté parce que liberté moom mooy lan mar naan liberté moom mooy lan am sécurité liberté moom mooy lan am ay laaj yoo xam ne ñu delloo ñu ko lépp bien vrai que parce que kenn ku nekk yaakaar naa ne li am solo moom mooy nga am dëkkuwaay te dëkkuwaay boo xam ne man duma dégg lu tax wala problème li ñu wax yëpp je pense que lan la loolu nga mën a sànni pour ñu mën a ñi nga xam ne soññi ñi ñu xam ne suñu wàll doo ko te koo xam ne incha allah ba sax lu ñu li la war a mënoon te ñoo ko seen bopp te dëgg nag métti na ndax bu dee assainissement yi wax da ngay bu dee vidal si da ngay gis 15 jours fukki fan joxe 5000 lay vidé boo gasee ci mbedd bi te loolu lépp ñoom ñoo ci ba léegi dégguma dara yéen ak lan la yéene mu xool mbedd mën a gis mais dañ te kii assainissement mën na fa
parce que fii nii kii baa nga ne ak tëli bee ne maanaam ne jeex na. dama lay expliqué gis nga assainissement bu ñaan assainissement te itam am waa sañ fii wetu kaar ñooñu affaire day jël bal seen kër est-ce que waaw foofu dama leen bëgg expliquer rek parce que assainissement lu waaye dañ ko def mu jaar ci yoon mooy dëgg moom képp koo xam da nga xase am dëgg na am na lu ko assainissement bu dañ ko dañ ko war a def ci jaar yoon maanaam saret moom moo fi jël gis nga fas yi li toll ak ñaari semaine ci gannaaw ci la fas yi daanu faatu ci la faatu fii waaw fii nii waaw bu oto bu fi dikkee nii balaa am 30 minutes oto bi fees bu ñëpp génnee seen saako balaa am 30 minutes oto bi fees jël te mbedd mee lay jaar su demee du ñëwaat mbedd mii lay jaar ak mbedd bii nii du demul ba fi déedéet yéen loolu est-ce que non lan ngeen yaakaar ni tey parce que non li dafa métti waay maanaam gis nga nit ñi li ñu war a xam mooy man li may wax gis nga Sénégal gii ku fi jiite soo bëggee nopp lu Seyna vérifier leen son bi di vérifier leen ko ah acca vas-y maanaam Sénégal ku fi jiite soo bëggee noppalu bay boo nga jub teg mbir mi ci yoon fu maanaam lu daje ci yow nga teg ko ci yoon fu mu war a yem nga leeral nit ñi fii laa mën a yem nit ñi ñëpp daañ comprendre danañ xam mais ne tege ci yoon wu leer naññi ku fi bëgg jub loolu moo lay noppal ndax nit ñi ñëpp yeewu nañ ñëpp xam nañ la xew koo xam da ngaa jàpp ni da ngay politique ngir am ci say kër yu rafet ba say oto yu rafet bay boo nga xam ne boo naxee nit ñi ba falootim du ñaar du ñett du ñaar du ñett nit ñi loolu moom bay boo ñu xam ko te lii xale yi wax suñu tëj yëpp mooy fexe ba fii ba fa quartier bi yem ñëpp la ñu booloo ñu takk nekk benn li ñu war a am ñu koy am koo xam nag bu fekkee da ngaa jàpp ni mën nga ñoo ñàkket nga xam ne xuloowuñu xeexuñu waaw gannaaw yaa ñu laaj si woon ñu jox leen ma jiite boo ñu deful luñ bëgg it ñun ñu seet nañu def rek mun duñ ci xeex duñu xuloo ndax jëru ko ndax jëru ko maanaam diine tamit li mu santaane mooy maanaam li xale yi wax ci mbalit meeg yooyu noonu maanaam kuy liggéeyal diine da nga ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne ki gën ci yéen mooy ki ëppal njariñ nit ñi loolu kese moo tax ñu koy def waaye nag nañ xam ni ñoom loolu la war ba pare ñu nawlante ak ñun dégluñu gis nga li xale yi wax dëgg la fii am na politique bi leen fekk fi ñu toog ci xale yii nii ba mu génnee xaalisam dañ ne ko soxlawuñ sa xaalis da ko génnee pour jox xale yi dañ ne ko téel pour neexal leen pour élection yi dañ ne ko téel sa xaalis loolu waxuma laa nag mag ñi nga xam ne ñoom am na lu ñuy jom am na lu ñu bëgg kon bay boo xam ne fii nit ku nekk dama am nañu politiciens yi mos ñëw fii fekk ma ki daal ji ma wax leen loola mais nit ku ne ak ni ñu koy téye asgor dañ koy yëg dañ koy jox ciram dañ koy jox gëddam wax ko dëgg li mën a nekk nañ ko wax ñu xam ne lii moo mën a nekk su la woowee na nga ko bu la woowee bëgg laa gis na nga xam ne yaa ko waxoon sa yëf yi kaay ma téel la ko bu amee soxla nga ñëw ñun maanaam waxuñu Moustapha Diop nañu fayal ay bornaas déedéet nañ wax fii kayit bii ngeen di wut lii ngeen di fay. pour ngeen mën a jot seen i bor. waaw loolu kese la. amul je pense que sëñ Mbacké waxtaan bi neex na trop neex na lool bien vrai que ñëw nañ en retard mais heure bi moom moo doyul léegi dama lay bàyyi rek ak ñii seetaan parce que tey bien vrai que xale yi ñoom ñoo fi toog. ñu am loo xam ne mën nañ leen koo ñaax parce que dama bëgg à la fin de l'émission ak lépp lu ñu fi wax ñu jël ko ñu jëm koo tënk parce que ñun defuñu violé wuñu suñuy droit la ñuy laaj nit ñi ñu ngi lay déglu waa Louga ñu ngi lay déglu autorité aussi tamit ñu ngi lay seetaan suñ ko seetaanul gars yi danañ jël rapporter leen ko lan nga am loo xam ne war ngeen leen ko wax ñoom pour ñu mën la dégg xam ne yow li nga moom ngay dem jëli. waaw moom daal gannaaw bañ sante ñi fi toog ñëpp ak suñuy waajur
ci ndimbal bi nga defal. yar ñu ci ngor ak jom. ak jàpp suñu diine. loolu ñu ngi ciy sant bu baax suñuy waajur ak ñi fi toog nii. ak suñu mag ñi nga xam donte leen nekkuñu fii sax. ñi nga ànd ak ñoom mbir mi. jiital ci Pape Sidi mi nga xam ne moom moo jiite fayam bi yëpp. ci groupe yi ñu def organisation yi ñu def ci kii. ak Baye Bassine Mbodj mi nga xam ne moom mooy borom dëkk bi. ak suñu baar bi nekk élément dëkk bi. ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm. ñaan suñu borom moo yàggal leen fi lool. waaye su dee ñii politique yooyu moom li ma wax sànq rek ci lay. beneen bii di ñëw moom Ndiaga Fall dana ñëw. waaw man maa koy invité sama invité d'honneur lay doon. waaw ñu doon woote ñu leen sant ndax Pape Malick mi wax ni maamam fi la dëkk. Pape Malick waaw Pape Malick waaw kër gi nga jàkkaarloo fi la tantam dëkk. maamam njang la sant njang la dëkk. loolu ñu ngi ciy sant bu baax. di wax ni. may soññ surtout waa ñun ñii ñu jom ju ñu fekk suñu wàgg ak ngor gi nañ ko téye nañ ko sàmm. nañ ko sàmm bu baax a baax. nañ ko ndax fii kenn du fi dem ci jàkkaarloo kenn. di sëgg wala ngay rus. wala mu lay yab. kenn te loolu incha allah rabbi. ci lañ fas yéene faatu. ñi fi nekk it ñi ñuy waxal tamit ñoom ñëpp ay mbokk lañ. ñenn adjoint maire ya fa nekk. muy Moustapha Diop maire bi ñoom ñëpp ay mbokk lañ ci dëkk bi. ay xarit lañ ay wëlër lañ. seq na lu nekk. waaye tamit su li ñuy wax ni daal. du dara lu dul rek. ñoom ñëpp ñu bàyyi xel fii nii ab dëkk mënoo faa am na mat juróom-benn fukki at. mën na ko. boo xoolee sànq am na ku may wax suma benn mag may wax ne ma fii ci gannaaw fii nii. ay darkes moo fi nekk ak i naw ñëpp leen fi jëkk. te tëli dem na ba fële ba ca. nébuleuse dem na fa parce que ak mbind garas ba ngay wax nii mi tëli bu mujj fa la nekk te waxoon man damay faral la wax naan day jiir bu leen kese lu fi dikkaat nan njëkk a dagg ab tëli bu tàmbalee ca kii ba ca zawiya ba mu continué ba jëleeru tëli jëleeru ba bu fa gis nga bu fa demee buñ jëlaatee benn tëral ko mu jaar biir njàng baax na dëkk bi dana dund su ko defee tamit gannaaw lamp yi moom dem na ba gis nga boo toppee tëli jëleer ba fa commune yam lamp yaa nga fa ñu dem ba ca mbooy ga dafay lamp suñ ñu leen ñaan benn alignement bii rek tàmbale ci buntu école beeg yooyu rek mënuñ see jot xam naa day war ñu ngi lay sant di la gërëm ak waa télé beeg ñëpp jërëjëf waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf jéglu bu baax ci kàddu yi tamit nag jërëjëf waaw xuloo wuñ defuñu dara non wala bokk jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf Mame Baba jërëjëf Sikori jërëjëf Mor Ibra Maram Mbodj Jamil maa ngi lay jaajëfal di jaajëfal Cheikh Ahmadou Bamba di jaajëfal téléspectateurs yi nga xam ne ñu doon seetaan depuis 22h di jaajëfal sama mbokki Moodu Moodu yi nga xam ne ñi ngi woon ci téléphone bi di envoyé message parce que émission bi Facebook la dàqee woon les Lougatois de l'extérieur aussi tamit ñoom dañoo bëgg seen koñ waa Njang dañoo bëgg seen quartier di leen jaajëfal di jaajëfal aussi tamit la régie de Ablaye Lo ba ko ci gën a ndaw xam naa Seydina lay doon di jaajëfal ñëpp di jaajëfal ñi nga xam ne bëggoon nañ woote mënuñoo woote ñëpp ñi nga xam ne participé nañ ci émission bi di leen jaajëfal di wax aussi tamit liñ fi wax dégg nañ ko te ñii lépp lu ñu wax du loo xam ne dañ koo sos loo xam ne dafa nekk la ngir yàlla yonent bi ñoom ñi ngeen xam ne ñun ñoo leen fal di leen fay il faut que gars yi def seen bopp dara ñoom suñuy mindaan la ñuy doon ñoom suñuy ouvrier la ñuy doon parce que ñun tey ñun ñoo leen sànniloon suñuy carte ñun ñoo leen fay parce que nan lañ leen fayee sama yaay mi nga xam ne ma nga marché di jaay gerte à chaque fois ñu koy dagg benn 100 francs tey suba moom la ñuy fay ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci municipalité bi ngir yàlla yonent bi Louga dafa nekk dëkk boo xam ne dafa neex a defar te li ma waxoon rek depuis le début de l'émission Louga lu ko yàq moom mooy les affectés il faut que gars yi mën leen limiter parce que da ngay gis benn nit boo xam ne représenté wul dara tey day ñëw fii ñu affecté fi mu ñëw dagg suñu suufu maam yi di ko jël te tey ñi nga xam ne ñoom ñoo fi juddoo ñi nga xam ne tey fii la lépp fekk baax ñooñu mënuñu fay am dara di ñaan yàlla mi nga xam ne moo am jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm di kontaan aussi tamit waa Njang Bamboj di ñaan yàlla d'ici peu de temps li nga xam ne moom moo seen problème la municipalité ngir yàlla yonente bi ñu mën koo solutionner merci aussi à toute l'équipe de Louga TV di ñaan yàlla on se donne rendez-vous ba beneen yoon di leen